direct du week-end waxoon nañ leen léegi direct du week-end au lieu mu doon am tous les 15 jours léegi chaque semaine dinañ leen indi direct du week-end mais am mbégte à chaque fois di si ànd ak ki nga xam ni mooy sama confrère di MD au masculin ma bàyyi ko mu nuyoog mbokk yi internet bi laataa nag ñu introduire suñu invité du jour. jërëjëf MD au féminin ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar également nos très chers téléspectateurs et surtout amis internautes de la première chaîne numérique de Saint-Louis Ndar Média TV ni nga ko waxee ravi de vous retrouver comme tous les week-ends ci seen émission direct du week-end à chaque fois nag ñu fi am privilège di recevoir mën naa ni les dignes fils de Saint-Louis mais également ñi nga xam ne tamit ni ma koy waxee développement Saint-Louis yitteel na leen développement Sénégal yitteel na leen tey nag ñoo am un jeune boo xam ne pratiquement très ambitieux ñu war a nag waxtaan lu yaatu ci li nga xam ne nag moom mooy en tant que tel en tant que moom ci li nga xam ne ci la nekk mais également ambition yi nga xam ne am na ko pour notre chère ville en tout cas privilège ak mbégte la ñu am chaque fois ñu toog fii jàkkaaroo yow fas yéene dafa yow émission. merci beaucoup MD comme ni nga ko waxee tey nag ñu am ndaw boo xam ni moom it dafa ñëw fas yéene samp lëndëm ci li nga xam ni mooy arène politique bi ku ne xam ne ñu ngi war a jëm ci élection locale en 2022 moom it mu ñëw agrandir li nga xam ni mooy listu candidat ci élection 2022 kon nag ki ñu dalal tey mooy monsieur Moussa Diop di coordonnateur action 2022 ñu bàyyi ko mu nuyoo ak mbokk internet yi laataa nag ñuy ubbi waxtaan bi. Merci beaucoup MD au féminin, merci MD au masculin. Donc merci chers internautes de Ndar Média TV. Donc ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni si ñoom ñoo ñuy topp ci télé bi di Ndar Média TV di leen wax ni ñu ngi am contenté di participer ci émission bu mag bi nga xamante ni si tey bokk na ci incontournable yi nga xam ni moom mooy dox ci Ndar jërë ngeen jëf. merci beaucoup kon nag mbokki internet yi noo ko déggandoo Moussa Diop tey mooy suñu gan ma fàttali rek mooy coordonnateur action 2022 tey nag Moussa dañuy commencer ak yow ci li nga xam ni mooy question d'actualité bu ñu waxee question d'actualité mooy question bi nga xam ni temps yi mu ngi tourner autour de l'actualité locale surtout nag fii au niveau de Saint-Louis moo bëgg ñëw ak li nga xam ni mooy wàllu stade Babacar Sèye coow li bari trop ci wàllu délocalisation bi ba démb sax gis nañu benn plateforme ñu ngi doon marche dans ce sens maanaam ne touche pas à mon stade yow en tant que Saint-Louisien ba jàngat nga def ci loolu. jërëjëf MD je pense que question bu am solo la te dañu am mbégte di ci tontu ndax ñun Ndar la ñu dëkk fi la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màggee te Ndar bu ñu koy wax li gën a tax nit ñi di ko wax mooy taarixam maanaam histoire u Ndar fi Ndar jógee ak ay symbole am tamit. donc marche boobu démb plateforme bi ko def ñun ñu ngi ci woon on était représenté parce que dañoo gëm ni dëkk boo koy jiite lépp lu koy dox da nga koy diisoo ak waa dëkk ba da ngay fexe tamit ba ñi la jiital li ñu bëgg nga leen koy defal ndax tey délocalisation stade bi man dama jàpp ni dafa mel ni rek nit koo xam da nga tëdd yeewu gént rek yeewu ni damay def lii parce que nekkul benn demande sociale te tamit bu ñu xoolee Ndar tey dafa raflé wàllu infrastructure sportive kon bu ñu yokkul waruñoo wàññi te aussi mu nekk projet boo xam ni ay at ci ginnaaw ñu ngi ñuy jaay projet boobu naan ñi dañuy defaraat stade bi dañ koy yeesalaat wax ci ay milliards yu bëri yoo xam ne war nañ ko si def ministre des sports jaar na fi wax ko l'actuel maire yàgguñu ko dikk ba ñu yàggoon di ko xaar année ñu toog yëpp nga xamante ni si jëfandikoo wuñu stade bi ñoo ngi ko doon muñ parce que jàppoon nañu ne bu yàlla defee ñu soppi xar kanam bi rek li ñu doon muñ yëpp dina suñu naqar dina jeex mais à notre grande surprise nga xëy suba rek dégg nit jóg ni waaw damay délocaliser stade bi yóbbu ko feneen loolu doo xam lu muy niru te bu dul dara rek dama jàpp ni gox-goxaat yi maanaam communes yi collectivités locales yi bu ñu koy gérer dañ ko war a gérer de concert avec les populations di laaj doomu aadama yi lan la ñu bëgg ndax tey maire yi boo ko nekkee donnuloo ko da nga xëy suba ay nit wóolu la dénk la ay nit nag bu ñu la wóoloo dénk la seen alal balaa nga ci def dara war nga mën a laaj jërëjëf da nga war a diisoo ak ñoom laaj leen ndax dafa am xalaatkat yu wax naan tout ce que tu fais pour moi sans moi tu le fais contre moi kon tey ku ni da ngay dimbale Ndar di ko defal loo xam ne ay ndawi Ndar nanguwuñ ko ay magi Ndar nanguwuñ ko rek jàpp naa ni la ngay def sa yëfu bopp la waaye du yëfu Ndar kon mu nekk loo xam ne ñun dañuy jàpp ne du loo xamante ni si waroon na indi problème ci Ndar dafa waroon nekk loo xam ne kay dañuy xool lan la askan bi bëgg moo ñu defaral ko stade am ñu defaral leen seen stade bu ñu paree nag ñu xam ne loolu doyul ndax tey Ndar màgg na màggaay boo xam ne fi mu toll benn stade kese doyul stade bi bu ñu ko defaree tamit war nañu mën a amaat beneen stade bu gën a mag kon am ndaa toj ndaa taxul bëri ay ndaa
déjà stade ba ñuy wax kenn tàmbalee ko sax kenn xamul sax fan lañ ko war a def loolu mi ngi jur coow nga bëgg fekk bi nga xam ne sax tane woon na as néew nga bëgg ko fi jëlee beneen bi nag bu ñu génnee ci considération yëpp mooy taarixu Ndar ndax tey boo xoolee ñu bëri dañuy retrouver wu ci stade boobu dañuy retrouver wu ci lu bëri kon même bu fekkente ni Ndar laaj na xar kanam bu yees laaj na ñu développer ko laaj na mu jëm kanam mënoon nañ ko xalaate neneen lu ñëw rek ni dañ koy délocaliser dem ba feneen wuti fa beneen stade déedéet. wala may jébal kàddu gi suñu sportif maison di MD au masculin dégg nañu jaraafu dëkk bi ni moom du revenir ci décision bi maanaam di jël na décision délocaliser kon léegi yéen match yi nga xam ne yéen a ngi koy def est-ce que amati na sens ak coow li ci nekk autour. waaw xam nga jaraafu dëkk bi waxin bi mu wax man rafetluwuma ko ndax dama jàpp ni boo yëkkatee lu mel noonu ci dëkk te ñu dénk la bu waa dëkk ba jógee ni bëggewuñ ko noonu da nga war a waxtaan boo waxtaanee xëy na buntu. maanaam nga dellu ginnaaw. mën nga dellu ginnaaw ndax dara jarul xëccoo ndax tey loo fa mënti def bu fekkee waa dëkk bi loolu gënalu leen la nga fay def du safe donc pour man waxam du woon du ma ci dellu ginnaaw bu ci dellu ginnaaw dafa fekk rek waa dëkk bi jarul leen ko. comme ça épreuve de force la def. waaw loolu moom dafa nekk loo xam ni tey dafa pathologique ci nguur gi ñu am actuellement au Sénégal moom yaakaar naa ne dafa niru trop ak mbokkam bi nga xam ne moo jiite réew mi dañu bëgg jaay doole te xam nga doole boo koy jaay da nga koy jaay sa alal jaraafu dëkk bi moomul dëkk bi moomul Ndar jënd ko donn ko ci ay waajuram dafa ñëw ñu tànn ko ci ay doomu Ndar yoo xam ne ñoom ñëpp mën nañu yore dëkk bi jox ko ñu ko doxalal te bi mu fi nekkee léegi bu fekkoonte ni tey jii nii doomu Ndar yi kontaanoon nañ ci li mu doxal jàpp naa ni bu woon sax toogaat fii tey naan dama bëgg def li ñu naan ko déedéet te man ay chantier am dama ciy tey ndax yaakaar naa ni bëri na chantier yi mu tijji depuis ay chantier yoo xam ne xëy na warul woon sax mat weer wala ñaari weer mais ay at a ngi nii mënul sotti kon lu mu wax ni loolu lay def tamit man damay jàpp rek ne buñ ko dugalee ci logique boobu daf ñu nar a tardeel voilà mais du ma dellu soit ci décision bi loolu moom du waxu kilifa daal ñun rafetlu wuñ ko. d'accord ni nga ko waxee du waxu kilifa mais nag kilifa tamit dañu soxla am kilifa goo xam ne gu fort. goo xam ne tamit comme moom moo am la légalité et la légitimité ngir doxal li nga xam ne nag mooy les affaires de la cité et dans les normes ni nga ko waxee li gën moom mooy mu prôner la démarche inclusive mais nag dafa am ñu muy waxal am tamit fa muy waxee. est-ce que te moom li muy wax à chaque fois mooy jaar na fi mu war a jaar ñi mu ci war a waxal muy ses collaborateurs ak ñi nga xam ni moom ak ñoom la Ndar falandoo jox leen ñi nga xam ni mooy bopp dëkk bi ñu war ko doxal waxtaan na seeg ñoom yemul ci tamit bi mbir mi amee daal dina poser le débat sur la place publique ku ci nekk indi ci li nga xam ne mooy sa gis-gis la preuve am na beneen plateforme boo xam ni en dehors de bi nga xam ne si ngeen bokk yéen ñoom jox ils sont favorables par rapport à la délocalisation et je pense que sur ce c'est à lui nag mu jël ay responsabilités am en tant que nag l'édile de la ville daal di nag doxal parce que quoi qu'il en soit moom la ñu fal. waaw MD jërëjëf man je pense que foofu li important mooy da nga wax ñaari mbir. légalité ak légitimité. man jàpp naa ni jiite légitimité moo ci am solo. légalité dafa nekk loo xam ne boo ci wéeroo toujours mën nga gaañ te doo ko yëg. dafa am benn borom xam-xam buy wax mu ne bu leen fàtte ni Hitler lépp lu mu daan def. ci Allemagne c'était légal. maanaam yoon mayoon na ko mais est-ce que c'était légitime tey légitimité boo koy wax mooy koo xamante ni si dëkkam nangul nañ ko ni moom mii kat moom moo ñu war a jiite mat na jiite bëgg nañu mu jiite ñu mais bu dee légalité rek la fi mu ñu jëmee mooy toujours li légal ak li légitime bokkul. dëgg la nag nous sommes tous des légalistes man mën naa jàpp ne bu Saint-Louis amul benn légaliste dama naan man ci légaliste yooyu laa bokk. waaye légaliste warul tax nga jël décision bu impopulaire à ce point ndax tey jeunesse bi génn fii di dox. c'est-à-dire man ce qui me fait mal wala lu ma comprendre moom mooy si ban baromètre ngeen teg ni décision la boo xam ne bu impopulaire. waaw xam nga décision nañ ko def boo gis. et pourtant il a fait comme ça loolu la ko doxalee laaj na ñëpp ñu mu war a laaj posé na le débat ku ci nekk joxe sa xalaat. Même l'autre plateforme la boo xam ne pratiquement dafay toucher toutes les couches sociales yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir dëkk bi et je pense que def na yoon bi mu war a def. waaw je pense que ne concertation yi ngay wax man yi ma ci yëg mooy bi ñu annoncé projet bi ba pare ba coow li jóg ñu daal day dem dajale ay kuréel ku nekk ñu dajale ak yow. waxtaan ak yow pour légitimer derrière légalité boobu ngay wax nga xam ne jéemoon nañ ko jàll mais ñu gis ne xëy na du demande askan bi ci toll mooy. xam nga waxtaan dafa baax. tey boo dem am na plateforme bu ñu bëggul am plateforme bu ñu bëgg na. pour man ki nga xam ne moo yore dëkk bi
tey lan mooy rôle am bu mu féete ak kii wala mu féete ak kële ndax bu loree bu àndeek ñi rek xañ na la seen bëgg-bëgg. te war na mën a nekk au juste milieu. nekk ndey ji seex voilà ndax bu boobaa dina mën a permettre ñi nga xam ne bëgguñu ak ñi bëgg ñu wax lu ñu bëgg. man damay wax toujours ma ne attends question war loon posé wu. dañ ne dañuy dindi stade def fa lan centre commercial xaw ma centre d'affaires. mais nañu am ambition. gis nga réew buy dox day tollu jamono boo xamante ni si dañuy am suñu bët day rëy. benn bés maa ngi koy wax ma ne centre d'affaires ak stade de gis naa dëkk yoo xam dañ leen boole maanaam rien n'empêche ñu xoolaat seen maquette boobu xoolaat seen programme ñu ni d'accord. bëgg nañu centre d'affaires ok bëgg nañu stade ok mën nañu concilier ces deux positions là nañ ko def stade boo xamante ni si dañ koy def ci kaw centre d'affaires wala mu nekk ci suuf centre d'affaires nañ ko boole ci même site bi waaye li nit ñi au fait li ñu koy nit ñi di ruumandaat ci suuf. muy loo xamante ni si tamit mënoo ko bañ ndax noonu la ngóor gi fi nekk di doxalee. noonu la ñu yàgg di doxalee. mooy tey lépp li ñu gis mooy terrain bi dafa placé. terrain bi kat am na potentiel. bu ñu ko dindee stade bi def ko te stade def ko nu ñu koy waxeeti centre d'affaires et tout. ñi ngi posé la question terrain bi kan moo koy moom. dividende yi ciy génn kan moo koy moom centre d'affaires boobu noonu ñan la concerné ñan ñoo ciy profité. et pourtant il a donné des explications sur ce point. parce que je pense que bu nee lépp rek ngir intérêt Saint-Louis moo ko tax a jóg. parce que yaa ngi wax ni boo jiitee da ngay am ambition da ngay am bët bu sore. jàpp na ni tamit Saint-Louis dans un avenir très proche. dëkk la boo xam ni ëpp lay doon ci àdduna bi yëpp ndax ñi ngi wax gaz bi ñi ngi wax pétrole bi ñi ngi wax leneen ak leneen quitte à ce que il va falloir que nag Saint-Louis ñu am vraiment des infrastructures yoo xam ne digne de ce nom quel que soit secteur boo mënti laal war na nekk loo xam ne lii yu ko fi ñëw am foo dut baaraam sur ce point mu jàpp ni tamit tey dafa war a créer benn poumon économique boo xam ni allant de l'île de Saint-Louis jusqu'à l'université su ko defee nag mu porter tout ce qui est finance au niveau de Saint-Louis su ko defee ñu mën a nag agrandir suñu assiette fiscale moom mën a delluwaat ci askan bi beneen bi tamit moom mooy Saint-Louis dafa mérité nag am stade digne de ce nom boo xam ne dafay répondre aux normes de la CAF et de la FIFA et sur ce point jàpp na ni experts yu bare nee nañ ko buñ ko defee fii loolu mënul répondre aux normes internationales il va falloir nag ñu génn ko fii ngir mu mën ko def parce que capacité bi li mu ci bëgg xajul fii et am na yeneen contraintes yoo xam ni si concernant piste d'athlétisme bi concernant également parking bi ainsi de suite et je pense que loolu ça peut se comprendre tout bon Saint-Louisien tamit war nga mën a nangu loolu xalaat booba normalement. waaw xam nga théoriquement ni ñu koy présenté nii dafa rafet. mais ñun dañu pratiquer ces gens là mooy li ma la wax léegi quoi bërki démb rek jaay nañu fi place Faidherbe boo xam tey boo fa demee. ay pépinière la gën a niroo. waaw mais pareegul ah. mi ngi en chantier mais xanaa man sax bu ñu ma ko joxoon sama fonds propre mën naa ko defar ci ñetti weer. mais ni ñu bëgg liggéeyee moo baaxul. c'est-à-dire gis nga jaay projet ci kayit yomb na. nit ñi li ñuy reprocher tey jii nii ñi ñu jiite mooy dañu amul benn sincérité ci li ñuy wax xam nga tey jaay ma projet ba dindi fi stade bi def lu la neex yomb na. en réalité li ñu koy reprocher yëpp teguñu ko ci rek ne bëgguñu ko wala bëgguñu mu jiite ñu non non dafa def ñu gis. Maintenant li nga wax léegi poumon économique pétrole gaz il ne faut pas danser plus vite que la musique man je pense que am na dëkk yoo xam ne pétrole ak gaz ma nga fay ball. boo demee Kédougou or baa nga fay ball. mais ñëpp dëkk jëriñoo wuñ ko. ndax bu ñuy wax perspective yi ñu am ci pétrole bi ci gaz bi ëpp économique dafay commencer d'abord ci doomu ndar yi seen bopp ñu nangul leen seen ndarité ñoom ñu ne ñii kat ay doomu ndar lañu dañ leen di jox seen dignité d'avance ñoom tey li leen war a jiital balaa ñuy wax loolu yëpp. mooy nañu fexe ba doomu ndar yi seen ay priorité première yi nga xamante ni si moom la ñu gën a soxla mooy jàng bu baax fii école yaa ngi daanu boo demee ci avenue boobu xayaar mbéy ba ma ngay daanu am na ñu ne sax dañu bëgg bàyyi mu daanu ñu def ko même chose mais am na école yu pare bu su mel ni ci Saint-Ndiaye defar évidemment y a une enveloppe financière boo xam ni à hauteur de 500 millions boo xam ni c'est uniquement pour la réhabilitation des écoles quand c'est bien on applaudit mais dama bëgg wax ne priorité yooyu ñoom ñoo gën a jàmp tey te beneen bi dinaa ci ñëw ci stade bi de bàyyiwuma ko dama ne priorité yooyu ñoo fi nekk assainissement Ndar problème la tey marché Ndar amuñu marché ak yeneen yoo xam ne maanaam Ndar màggat la goo xam ne foo laal day metti kon nag man damay jàpp ne li ñuy wax naan pétrole bi mi ngi ñëw pétrole boo koy gàttandu da nga koy gàttandoo ci xam-xam da nga koy gàttandoo ci équité dans la gestion territoriale ñu fexe ba kenn ku nekk gis boppam parce que pétrole boo xam ne mi ngi waaj a ñëwagul ñu commencé déposséder ay nit seen ay terre bëgg pousse nit ñi lu nekk ñu def ko beneen bi stade yi ñuy wax norme de FIFA mais xanaa du ñu ne moos dañu wut stade aux normes de FIFA benn stade Ndar ñu continuer di fa jouer nawetaan
parce que Ndar suñu problème yëpp mooy lenn tey boo fi defaree benn stade suba. compétition sportive locale yëpp fa lañ koy jouer parce que amuñu leneen. mais il a promis de refaire les terrains de proximité yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi. à savoir muy Wembley proximité. non am Wembley ngi fii quartier mi ngi fii Maracana mi ngi fii au niveau de Pikine également certainement daan fa def benn terrain ak yeneen. dans ce cas. xam nga mooy li ma la wax rek. grand gis nga wax bu rafet rek. théorie jarul dëkk da ngay teg si lu concret. Wembley barki dem la xale yi doon génn di histoire ak moom tamit. parce que lañ fa bëggoon def neexu leen. dañu fekk ay xale yore seen terrain depuis des années man Fara Mbodj laa jàngee. fa laa defee sama CM. Wembley lañ daan footballé fa laa defee EPS. nga xëy suba ne leen da ngay tëj Wembley. def fa lu kenn xamul. mais est-ce que jarul tiit surtout yow mi nga xam ne yaa ngi am ay aspiration jiite municipalité bi. le fait que loolu laal lekk ci dëkk bi. am groupe bu taxaw ni la doo ko fi defee wala arrangé wu ma wala d'accord ma ci également. problème légitimité moo am damay dellusiwaat ci loolu. gis nga ndaw ñi dañu gis ne ñii liggéeyuñu seen bopp lañ fi nekkal xam nga ki ni la doo laal stade bi moom waxu la bëggul nga defar stade bi waxu la gëmul ni di nga def stade bu baax. moom dafa la gëmatul en fait. c'est-à-dire tey le mot d'ordre xam nga mooy lan. Mansour nañu dimbali mu eggale mandat am te dem après mu bàyyi keneen ku. mais mandat bi temps bi mu fi toog yëpp. mais li mu waroon mën a def yëpp te defu ko. effectivement kon du ci genn wàllu at bii ko dese. xaw ma juróom benni weer la xaw ma juróomi weer la ko mën defee. c'est-à-dire que nañu baal comme day dem. ñun ñëpp xam nañ day dem na defar ay bagages am ñu gunge ko ndànk. mais ngeen may ko mu eggale infrastructure yi nga xam ni commencé na ko lu si mel ni travaux yu nga xam ni ñu ko démarré. mooy li gën a changé na gën a dajale ay énergie am si defar yi nga xamante ni si tàmbali na ko depuis ay at te yeggul. bu ko defee yi nga xam ne nag moom. dëkk bi ñoom xaaruñu ko ci. na dem gis nga ñun li ñuy proposé tey suñu programme bu ñu ñëwee nous pensons que ni Ndar dafa war a nekk ville boo xam ni dañu war a xalaat ci fi jamono jëm maanaam ñu def ko ville intelligente maanaam ñu jéem a xool nouvelle technologie na lañ koy lëkkalee ak Ndar. def ko ville durable mu nekk ay concept yu bees yoo xam ne Ndar ku ko xool foofu rek la mën a màggee mais ñoom dañoo archaïque ci seen xalaat archaïsme mooy lan toujours di gérer Ndar comme ni ñu doon gérer Dakar y a de cela 20 ans ou y a de cela 40 ans loolu mënul dem ay infrastructures yoo xam dañ la koy wax nii te amul benn cohésion amul benn cohérence ak doomu dëkk bi amul benn cohérence ak histoire dëkk bi ak besoin dëkk bi amul benn. waaw mais gis nañ ni am na ay démarches concrètes yoo xam ne def na ko lu si mel ni programme Ndar leer naññ. ak lampe yi nga xam ne indi na ko ci côté électrification. beneen bi aussi mooy tout récemment li nga xam ne mooy Ndar Set Wecc ak matériel de nettoiement yi nga xam ne ñëw na fi saa li mu réceptionné loolu je pense que aussi c' est des actes positifs. xam nga légitimement Mansour Faye nekk ci maire Ndar ba mandat am jeexee yàgg na. xanaa mandat bi ñu ko faloon. mais xanaa kon Sénégal kenn nekkatu fi maire légitimement. amatul parce que xam nga li ñuy def bu dee légalement am nañu ay maire mais légitimement amatuñu maire parce que maire yi da nga ñëw laaj askan bi fal la pour juróomi at bu juróomi at yi jeexee da nga war a dem ñu defaat élection nga ñëw mais di tappale chaque année. mais dès lors que defagul élection quoi qu'il en soit man je me dis que maire yi fi nekk ils sont légitimes. ils sont légal et légitimes. parce que dès lors que tamit loi bi jàll na ñu daal di leen prolonger. jusqu'à ñu def lay indi. mais dafa indiwaat légitimité rek. non xam nga dans l'autre légitimité mooy lan. kaay leen fal ma juróomi at ma nekk maire. ñu fal la juróomi at bu juróomi at yi jeexee. ñun laajuñu ñu ndax ñu prolonger seen mandat. problème bi loolu la c'est-à-dire dañoo ñëw rek imposer ñu ne dañuy prolonger mandat maire yi parce que lii parce que laa gis nga daax élection moo gën a yomb tey inondation am na ñu ne dañuy daax élection. bu leen neexee Covid ñun dañuy daax élection. léegi nii sax bu leen neexee ma xool leen neexul ñu ne non dafa bëri ay terroristes dëkk bi nañ daax élection yi c'est-à-dire que loolu dafa yomb. nee naa la loolu day dàq légitimité maintenant légalité nag moom ay nit ñoo koy tëgg. te ñun suñu dëkk déjà même légalité boobu war nañ ci dellu soit le principe de légalité. parce que principe fondamental droit yi nga xamante ni si moom moo tënk yoon. ñu ne bu ñuy tëgg yoon. dafa war a nekk lu impersonnel. nekk loo xamante ni si intérêt général moo ko war a teg. respecter lépp luy li ñuy wax mooy principe de légalité yi Sénégal dafa commencé manqué. parce que lan lañ fi gis tey. ñoo xam ne ñoom ñoo toog ci ndawu réew ma pencum ndawu réew ma ñu leen di wax ay député. nga xam ne ñoom ñooy légiférer. ñooñu la ñu yaakaar. pour mën a am ay droits yu juste. ay lois yu juste. ñooñu tey lan lañ lay wax loi bi de loi Macky Sall mooy sama président dama koy voté. jéemuñ sax xool li ñuy voté lan la leen di jural lan lay jural askan bi ñoom li ñu xam mooy dañ ma tabb ci benn liste rek. def ma député man xaw ma ndax naa nekk député kon comme nekk naa député diw moo ma def député lu mu bëgg ma defal ko déjà foofu la ñu war a commencer pour que légalité mën a nekk lu dëgg pour que légitimité mën a am député bi ci boppam ni ñu koy fale dafa war a nekk koo xam ne comme dañ ni dafay teewal askan bi ci pencum ndaw réew effectivement dafa war a nekk koo xam ne askan bi ñoo koy tànn d'abord man
dama jàpp ni war nañu mën a xoolaat ni ñuy tabbee député xoolaat ni ñuy askan bi tabbee ñoo koy tànn mais mu représenté leen dignement bu nekkee ci biir hémicycle bi. parce que bu fekkee askan bi ñoo ko tànn ñu may leen tamit possibilité bu représenté wul askan bi bu deful li tax ñu teg ko fa ñu mën ko fa jële loolu doon na tax député bu faloo dootul wax ni man kat diw ma fal ndax ñun Sénégal ba ñuy jàng école nekk tout temps que dañu jàngaloon ni ñetti pouvoir moo am ci réew mi exécutif législatif ak pouvoir judiciaire mu nekk ay pouvoir yoo xam ne nag dañu indépendant kenn ku nekk da nga moom sa bopp tey législative warul nekk loo xamante ni si dafay yéeg ci kaw li ñuy wax pouvoir judiciaire pouvoir judiciaire warul yéeg ci kaw pouvoir exécutif mais li ñu seetlu Sénégal mooy pouvoir exécutif moo yore lépp pouvoir exécutif day dugg biir assemblée di fa dogal te loolu yoon ndax dugg biir assemblée di fa dogal weesuwul ay député toog assemblée ni ñun diw moom moo ñu def député lu ñuy sant ñu koy def pouvoir judiciaire tey jii nii lan la ñu gis képp koo xamante ni si am nga jafe-jafe ak justice boo bokkee ci ñi yore réew mi ci camp présidentiel bi yow moom ci intouchable loolu neex dem boo bokkee ci camp opposition bi wala yow ñoom li ñu bëgg defaloo ko doo am li nga bëgg loolu nag ba kañ la jëm mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ni man jàpp naa ne bu ñuy wax légitimité ak légalité dafa am benn bu mag bu ko wax ci benn waxtaan bu mu doon am mu ne réew mi légitimité dañ la fi am maanaam ñoo ngi fal mais fal nit ba pare du légitime loolu moo am ci réew mi bu ñu fàttalikoo élection yi weesu mu jàlle candidat yi nga xam ni ñoo doon jongante ak président Macky Sall yëpp bu ñu paree lan la ñu wax reconnaître lu ñun Macky Sall ni président la parce que ñoom jàpp nañ ni processus électoral bi jaarul yoon te loolu képp ku waxal yàlla xam nga ne fa mu tàmbalee rek le billet amee nga ñëw élection jub si nga indi ay loi yoo xam ne uniquement mais nag c'est pas cohérent le fait que nga yow it xam nga li nga xam ni moom moo tënk mbir mi xam nga tamit anam yi nu demee ci li nga xam ne mooy jongante yooyu nga engagé wu ci dem ci du début jusqu'à la fin résultat des courses yow nga ñàkk daal di wëlbati ko nag ni man reconnaître ma ki nga xam ne moom lan fal ndaxte processus bi yu si bëri dañ ko baissé je pense que amul cohérence à mon avis et parce que dans les normes fi nu waroon jaar yëpp dañ fa jaar ba agsi fi nga xam ne mooy si cappaandaw loolu dafa yomb tey ñaari option moo am politique de la chaise vide wala nga ñëw participer parce que mayu ñu la beneen opportunité fépp fu ñu waroon dem pour def recours dem nañ fa institution yi nga xamante ni si yu ci mel ni CEDEAO wedd nañu ni loolu baax na newoon nañu ni loolu baaxul nañ ko fi jële mais nguur gi dafa jaay doole parrainage boo xam ne ni ñu ko defee xamoo ko fichier électoral boo xam ne mënoo ko gis ñu jël nit ñi jaay leen li nga xam ne mooy violence pendant tout le processus amul fenn fu ñu defee dialogue dem forcé ba am seen mandat nag doo ngay woo ni ñu naan dañuy dialogue boo xam ne tamit da ngay tëjoog nit ki wax lii boo génnee wax la neex maanaam yooyu ci réew xam ñun ay ndaw lañu ñun yàlla mënoon na def ñu dund ba dee duñu dugg ci politique parce que commencé nañu yëngu ci secteur privé yàgg na di def leneen doon nañu tamit liggéeyal suñu dëkk ci yeneen anam yu bokkul ak sax politique jàppoon nañ ni rek politique bi comme ñu koy def ñu ngi koy def jaar yoon nañ leen bàyyi ñu dem mais da ngay dem ba gis ne tey Sénégal problème bi ñu am problème majeur maanaam booy wàññi balaa ngay tàmbale si dara politique ngay tàmbale mooy suñu problème yooyu xam naa dinañ si ñëw si bu ñuy wax li nga xam ni moo tax nga nekk candidat exactement au niveau de la mairie de Saint-Louis léegi MD dañuy continuer si question d'actualité yi voilà pour mën a jeexal parce que touché na ko léegi sax benn bi nga xam ni moom mooy question loi yeeg ak li nga xam ni moom mooy lii xew assemblée tout récemment nag ñu jàllale fa benn loi boo xam ni dafa jëm ci wàllu terrorisme daal di nag modifier li nga xam ne nag mooy code pénal bi ak code de procédure pénale bi ba sax loi bi jàll na mën naa ni comme une lettre à la poste alors dans ce cas gis nañu tamit évolution bi mu am entre temps ndax am na benn pétition boo xam ni commencé nañu ko signer ba tax na am na une partie des députés yoo xam ne jot nañu ko signer gis tamit développement yi nga xam ne amaat na ci ak surtout un leader comme le président Ousmane Sonko bi mu def keroog def ay révélation ni lépp Macky Sall mi ngi ko jëlee ci ex PM bu britannique bi nga xam ne mooy Tony Blair ak ki nga xam tamit mooy ex président de la République bu France buy Nicolas Sarkozy daanaka soo xoolee projet de loi bi nee na copie conforme la ak bi amoon en 2006 fële sa Angleterre ak bi nga xam tamit Sarkozy defoon na ko et je pense que une question aussi délicate aussi complexe muy wax wàllu terrorisme et dans ce cas yaakaar naa ni nag lii waroon nañu mën a nag retrouver un grand consensus ñëpp ànd ci ñu voté ko su ko defee nag ngir mën a nag aar réew mi.
waaw MD man gis nga wàllu terrorisme. damay commencer ci ñu wax ñu lan mooy terrorisme en fait. xam nga terrorisme weesuwul xoqatal doomu aadama yi bundu xataal leen mayoo leen fu ñu yekkee seen. maanaam forme de violence la. toute forme de violence boo xam ne ñu ngi koy exercer si nit de façon illégale di ko defee maa tey terrorisme la. man affaire yi ironie du sort laa wax dafa ma def ay ree parce que président dafa jóge ci tournée. tournée boo xam ni ba mu cay jógee mën naa ni tournée terrorisme la déjà. parce que mooy tournée bi nga xam ni da ngay gis mu nekk ci gox nit ñëw pacifiquement sol yëreem bu xonq de xëy na sax moom yëreem bu xonq la am. solu ko sax pour manifester. dafa génn di dem marché sol yëreem bu xonq ñu agressé ko. ay mbër la ñuy jël ak ay ñoo xam dañoo entraîné ba seen doole yi fees. ñu leen di wax ay nervi ñu jël ay nervi man dama ne terrorisme foofu la commencé. un terrorisme d'état la ñuy dund mooy état boo xam ne dafa jël ay nervi jël leen ànd ak ñoom. di dem ci biir askan bi ku ko ni déet ñu bundu xataal la ku ko ni déet ñu agressé la te dara du la ci fekk Ourossogui ba ñuy xool vidéo yi da ngay xool ne gendarmerie nii la ñu taxawee. suñu force de défense et de sécurité yi taxaw. nervi di agressé ay nit ñoom mënuñu leen arrêté. mais si quelle base ngeen teg ni ñooñu tamit ay nervi. waaw mais. parce que n'oubliez pas que tamit soit à la gendarmerie wala à la police am nañu tamit vraiment des éléments yoo xam ne manifestation yi bu amee. dañuy nekk des civils. rax ci biir askan bi ngir mën a nag assurer convenablement la sécurité li nga xam ne nag mooy manifestation yu ni mel. waaw xam nga loolu. parce que tamit yàgg na am Sénégal bu ñu amee considération rek am benn œil boo xam ne benn regard panoramique boo xam ne une fois que le président muy déplacé wu. képp ku ci am benn incident nga considéré comme des nervis. là tamit c'est compliqué. xam nga yàlla daf ñu suturaal jamono ji dafa am. fu ñu toll mooy Sénégal dafa toll si jamono boo xam ne Macky Sall li ko sonal. mooy mafia kàcc maanaam ñun soxlaatuñu média wala télé wala kenn di ñu wax li xew maanaam léegi jeune boo gis. reporter la. jeune boo gis chaîne de télé la. ñun nervi image du loo xam ne dañ ko imaginer rek créer ko dans l'imaginaire dañu gis ay nervi ku gis nen nag ni nen a ngi c'est-à-dire li ngay wax noonu ay éléments de la police yu solul tenue yooyu yàgg nañu. jànkonte ak ñoom ci ay manifestations. bu ngeen fàttali ko Mamadou Diop Decroix. bu ñu koy jàpp ci place de l'Indépendance jàpp bu ñaaw boobu jàpp ko tingoom ko yëgati tànk yi di ko dugal ci oto bi ñi ko doon def solo ñoon ay tenue ñooñu yàgg nañu daje ak ñoom ci manifestation yi mais ñooñu c'est des professionnels de la police. ku ci daje ak yow sax bu la jàppee ba nga ne ko sëñ bi yow lu tax nga may jàpp solo tenue daf lay wan carte la ni la man policier laa yow da ngay daal de obtempérer ci saa si waaye nervi gay sëñ bi weesuwul ku entraîné ba nga xam ne ay bisab rek lay wane di dox jàpp ay nit déjà mais image mu ngi fi mën nañ ko gis ci rang police ak gendarmerie tamit am na ay gros bras. non xam nga waxuma ni amul ay gros bras mais gros bras police ak gendarmerie yaakaar naa ni seen rôle. nekkul fekk ay xale yu manifester nga ñëw di leen torturer. di leen saaga di leen dóor di tëb seen kaw di dal. man li ma gis c'est inhumain c'est dégradant à la limite je me demandais lii est-ce que Sénégal. loolu bu ko police defee wala gendarmerie man ma démissionné ci réew mi. Moussa hormis côté négatif bi nga gis par rapport ak violence bi nga gis ci tournée économique président Macky Sall peut-être gis nga ci également des aspects positifs. bon xam nga tournée économique du Macky Sall tey la ko njëkk def yaakaar naa ne fépp fi mu jaar fàttali nañ ko tournée économique ba jiitu woon. la mu diggee woon te defu ko. ñun dañu fer ay nax Sénégal boo gisee action 2022 li ñuy wax mooy xale yi màgg nañu ñun dañoo yaru màgg di gis politique ni muy doxee Sénégal dara beesul ci suñuy bët. Macky Sall ci légalité la nekk toujours tournée économique laay def pour campagne xam nga moom ay astuce am dafa élémentaire ba nga xam ni même sa doom bi nekk école primaire sax boo déggee Macky Sall mi def mu ni day politique. kon pré-campagne la doon def. non pré-campagne xam nga Macky Sall dafa am benn raclée bu mu jot ci mois de mars passé. mu atteindre vraiment popularité am mu atteindre aussi psychologie am. donc il fallait qu'il se fasse un peu une santé voilà mu génn xam nga nit ñi ñu mobiliser bu ko defee sax mu mën a am fi waxate devant les Sénégalais. parce que moom Sénégalais yi dañoo jaar ak moom foo xam ne amatuloon kàddu ci mbooloo mënatuloon waxati ci mbooloo dafa dem tëju noppi mais bu demee nag ba bëgg waxaat c'est normal ay lieutenant am dajale ay nit fay xaalis bu bëri man li may wax nii maa ci teg sama bët kenn nattaliwu ma damay ñëw bi muy dugg ci yenn dëkk yi da ngay dawal sa oto rombanteeg plus de ay 200 300 400 oto yoo xam ne ay militants la ñuy yàpp ñu leen di jëlee dëkk ak dëkk di yóbbu nga ñëw ci dëkk bi muy ñëw nit ñi ñëw di ko gane si di ko gàttandu si xamuñu si dëkk ba dara ñoom nag dañu taxaw rek bu rombee ñu jëlaat seen oto dem
maanaam yooyu dafa nekk yoo xam ne figurant la doon joué. waaw mais c'est-à-dire nag du show la woon. loolu ak politique nag ñoo ànd quoi parce que nag du élément nouveau parce que Moussa mi certainement am na ay partisans am na également ay militants yoo xam ne ils ne sont pas de Saint-Louis te une fois que mu xewle ñooñu dañuy déplacé wu ngir ñëw assister li nga xam ne mooy manifestation et dans ce cas tamit waruñu ko bañal parce que tamit on est li nga xam ne nag mooy dans un terrain politique. gis nga Macky Sall bu amee meeting fenn meeting laa koy wax. am na dëkk yoo xam ne boo fa demee bëy ak xar yi sax dañuy topp nit ñi dem kenn fa des mais loolu dafa exagéré en fait xam nga toujours li ngay wax c'est des pratiques dara beesu ci. mais Macky Sall da koy exagéré. mi ngi mel ni violence bi ñuy wax les nervis là dont vous parlez am na ku ko wax barki dem xale yi song ko mooy xumaan bi mu naan boo jëlee nervi yow opposant ñu ni la garde rapproché la bu ko président jëlee. Macky Sall daan na ko def kenn mosu ci wax. effectivement parce que quand même dañu nangul leader politique bu nekk ni buy génn dina am au moins le minimum de personnes yu ko jege. yu koy protéger. mais bu exagéré rek ça devient pathologique ça devient problème. te Macky Sall waxuma la exagéré mais moom wax dëgg yàlla day xaabaabal. te loolu baaxul. également tamit c'est tout à fait logique parce que tamit le président de la République bu jógee ak li koy wër yëpp ci gàngoor mën naa ni sax daana ko kuréel gu koy wër ku ci nekk tamit nekk responsable nekk leader yow it ñëw ak ni nga ko waxee groupe bi nga xam ne moo yor sa sécurité et forcément faaw mu bëri. man dama tiit. faaw mu bëri parce que bu demee ba Macky Sall moom mi nga xam ne mooy chef suprême des armées. force de défense et de sécurité Sénégal. mënatuñu assurer sécurité am lors de ses déplacements. ba mu jaral ko mu dem écurie mbëri ci Ndakaaru yëpp mu raafle leen man xam naa ne taay moom ku fi bëree moom. làmb ji moom dina yàqu parce que mbëri yi talatuñu entraîné ñu ngi ci politique bi. mu jaral ko loolu. vraiment dama tiit toujours je me demande est-ce que ñun suñu président ba léegi mi ngi am légitimité boobu noonu ñuy laam-laamee amul. parce que boo demee ba yow force de défense et de sécurité wóolootoo leen pour ñu protéger la man de ñoom laa yaakaar honnêtement. man damay wax ne bu ma demee ba mu wóor ma ni police ak gendarmerie mënatuñ ma protéger. man damay sàkk pexe génn réew mi dem feneen parce que réew nag ñooñu la ñu dénk parce que ñii dañoo jàngi dem nekk journaliste. ñi nekk économiste. ñi nekk ay médecins ñii nekk ay agents de sécurité. maanaam ñii bokk ci force de défense et de sécurité ñu leen di fay pour loolu. jox leen ay gànnaay jox leen la légalité nécessaire pour ñu agir ñoom ñoo war a mën a tey am le monopole de la violence légale. mais warul mën a nekk ay groupe organisé parce que xam nga lépp loo gis. da nga koy natt ci morale kantienne bi mu daan wax naan. lépp looy def xalaatal si ko ñëpp doon def comme yow lu muy joxe. tey gis nañu les prémices à Tambacounda ci élection présidentielle yi. waa PUR ak waa Benno Bokk Yaakaar daje nañ fa gaañante yu metti te li ko indiwoon du lenn lu dul ñii yore seen ay groupe armé ñi yore seen ay milices armées. bañ ca jógee lu ñu def dañ ne ñëpp désarmé ñu woo police ak gendarmerie ñu sécuriser candidats yi. pourtant noonu lañ def ba eggale élection yi. kon police ak gendarmerie pour man ñàkk leen jox worma. et puis dafa am sama benn xarit philosophe la Jean-Benoît Sène da koy wax. mu ni ma Moussa j'aime bien la phrase de Senghor. bi muy waxee naan la vertu du citoyen c'est la peur du gendarme. gis nga citoyen bi bu dematee ba ragalatul gendarme bi. lu dul moroomu citoyen lay ragal. c'est que yëf yi mi ngi commencé yàqu. donc tey dans ce cas nag les responsabilités sont partagées du côté pouvoir bi kese mais du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition ku ci nekk tamit je me dis que yaay suuxat mbir moomu ba nga xam ni valeurs yooyu nga xam ni moo fi nekkoon worma ak kër gi ñu daan jox waay takk der léegi mu daal di disparaître complètement ci Sénégal. jàpp naa ne opposition bi ku leen ci tudd tooñ leen sincèrement man gëm naa ne certes. opposition non man je ne me considère même pas du côté de l'opposition man je me considère comme quelqu'un bu gëm ne dëkkam warul bàyyi muy dox mu toog di seetaan. man pouvoir ak opposition moo yem ci man tant que ñu ngi dox intérêt Sénégal dañ koy dox. opposition bu fekkee c'est juste parce que pouvoir bu su nekk da nga ko war a opposer man damay jàpp ne loolu nekkatul opposition loolu acharnement la loolu vraiment ab wayadi la goo xam ne. warul parce que l'islam santaanewul loolu. benn diine santaanewul réew di dox nga ñëw di xool la muy doxee nga koy yàq. tey ki fi nekk jiitañu ñun ñoo ko jiitalul boppam kon ñun ñoo ko mën a dimbali pour mu def li ñu bëgg mais ci kaw tamit moom mu far ñu ci xam nga opposition force de conseil la force de contribution la exactement et puis moom garde-fou la boo commencé génn yoon mën na la delloo si mais waroo ko def noonu mais li ñu gis Sénégal mooy nguur gi dañuy noonoo opposition yi noonoo goo xam ni dañuy soxor ci ñoom joxarte goo xam ni jàpp di tëj jàpp di toroxal jàpp di dàq te moom Macky Sall mii nga xam ne tey moo fi nekk di def loolu bi muy nekk ci opposition di wut nguur gi bu ñu ko defoon loolu du si jot góor gi nga xam ne moo fi nekkoon à l'époque il a été très élégant et il a été très très fair play Abdoulaye Wade voilà mais tey lan la ñu gis moom
lépp lu muy def mooy rapport de force yow Sénégal yëpp jël lépp luy armée lépp luy gendarmerie lépp luy police teg ko sa loxo nga delloo si waat jël ko di ko dóoree askan bi mais loolu rafetul te ñun loolu la ñu jàpp ne ñun ndaw ñi loolu bu fekkee réew moom la ñuy bàyyee ëllëg réew la moo xam ne yaakaar amatu ci parce que ñun exemple la ñu woon ci dëndu Afrique yëpp ba sax ci àddina yëpp ci wàllu démocratie ci wàllu élégance dans la pratique politique mais tey bu ñu demee ba ku mel ni Luc Mélenchon di ñu jox ay leçons de démocratie bu ñu demee ba tey Alpha Condé bu Guinée di ñu jox ay leçons de démocratie c'est parce que Macky Sall mu gën a poussé mu réer te ñun yéene wuñ ko loolu parce que ñun bokk nañ ci ndaw ñi nga xamante ni si 2012 ñun ñoo jàppoon ni alternance war na am surtout alternance générationnelle ñu bàyyi fi ñëpp woo Macky Sall jox ko réew mi kon ngor moo doon bu ñëwee mu def loo xamante ni si kat askan bi dinañu gis seen bopp ci moom ni muy doxalee. voilà saa gis na ni violence tout le temps day dellu si li ngay wax. lu gis ni violence bi bari na. comme tu dis. su mel ni nag violence faite aux femmes. parce que gis nañu ne cas de viol bari na. cas de meurtre bari na ba tey sax am na benn kuréelu jigéen bu doon marche. par rapport ak cas de viol. ban jàngat nga def ci loolu xëy na Dakar sax la gën a récurrent bi. mais c'est un phénomène qui existe. waaw xam nga violence feebar la buy dal société maanaam ni nit di feebar di sibiru nit di ko amee soj wala leneen noonu la aussi phénomène yu mel ne violence di dale ci société suñu société violence bi yàgg na fi mais xëy na dañ ko daawul woon xool en face violence faite aux femmes xam nga bu fekkee violence dafa nekk ci sphère yëpp ci société bi du ñàkk mu laal jigéen ñi du ñàkk mu laal xale yi du ñàkk mu laal néew ji doole ji gis nga tey première violence man bi ma njëkk décelé au Sénégal te loolu yàgg na ma ne leen violence bi bu ñu ko stoppé wulee mooy indi yeneen violence yëpp mooy d'abord la violence verbale sur le plan politique les discours sont violents nit ñi amuñu dañoo agressif te li ñuy wax lépp ci kàddu yamul ci kàddu parce que dañuy wax ku nekk di fëgg dënn di wane ni maa gën a violent xamuloo ni li ngay wax mooy mujj nekk sa ay jëf li ngay xalaat mooy nekk li ngay wax moo mujj nekk sa ay jëf te li ngay jëf da ngay dem ba day mujj nekk sa habitude da ngay dem ba yow violence rek ngay xam violence boobu moom moo law ba xale yi nga xamante ni si ñoom ñoo nekkoon ci réew mi yaakaaroon ci Macky Sall bañ demee ba gisuñu li ñu yaakaaroon ñu def lan Barça wala Barça loolu xeetu violence la xale buy ñëw jàkkaarloo géej ak ni mu mel nga dugg ci gaal boo xam ne ay téeméeri ngeen ci mu wóor la ni gaal gi mën na bañ a egg nga ni man ma egg wala ma dem Barça laa yemale xeetu violence la dama doon wax ma leen ndaw ñooñu bis bu ñu leen bàyyee ba ñu dellu soit ci réew mi ak violence boobu di nekk seen dënn yi bis bu sotti ko kenn du ko àttan te loolu la ñu gis mois de mars passé lu nekk gis nañ ko ci dëkk lu ne wax nañ ko mais bokk na ci ndaw ñi nga xam ne amatuñu yaakaar ci réew mi te dañ leen di noot psychologiquement mayu ñu leen benn bunt bu ñu mën a ubbeekoo moo mayu ñu leen fenn fu ñu mën a jaar ba am yaakaar personne ne rêve plus au Sénégal da ngay xëy rek yow amal sa connexion daal jéem a rey temps bi foofu la ñu tëj njàng mi tey dañoo defal ay plateau defal ñu ay plafond yoo xam duñ ko romb tey da ngay ñëw ñu orienté l'université nga jàng am licence ñun la duñ la yóbbu master pourtant xam nga moyenne mën nga dem def sa master ñun la fii nga yem par force nga def master ñun la fii nga yem par force dootoo continuer bi ci gën a bon léegi nee nañu nag récemment créé nañu les ISEP là je n'ai rien contre les ISEP mais li jël nit ki mu jàng ba am baccalauréat nga ni ko 2 ans ngay def pare nga mënoo continuer xam nga loolu dañuy wàccee niveau bi déjà bëgg tirer nit ñi vers le bas alors que ndaw ñi dañ leen war a jox ay opportunité ndax bu ñu xoolee Sénégal li taxoon mu nekk ëpp ci Afrique bi yëpp moo doon dafa am niveau intellectuel bu am solo bu amoon ci ay njabootam waaye léegi nag loolu la ñu commencé yàq commencé promouvoir les médiocres tey da ngay toog dégg kilifa wala ministre taxaw ci télé bi di wax da ngay wax sa doom génnal salle bi parce que bëggoo mu dégg la muy wax déjà amul benn yar amul benn teggin boole caag nag amul benn niveau xam nga loolu tamit mënul ànd ak dëkk buy dem kon violence boobu noonu bu ñëwee nag ba law femme dina ci yéeme ndax jigéen bu ñu koy wax ci askan mooy yaay jigéen mooy école bu jiitu jigéen mooy kiy dalal xel yi jigéen mooy ki nga xamante ni si lépp loo xamante ni si lu baax la ci askan moom moo koy togg ba mu ñor mu joxe ko mooy sookul ci la lépp di wéeru tey góor boo gis muy président wa ku mu mënti doon bu ngoon jotee ci ginnaaw jigéen lay wéeru bu jaaxlee si jigéen lay daw dem wéeru kon ñooñu buñ leen teralatulee buñ leen sargalatulee war ñu seetaan ñu def violence envers ñoom waaye violence fan la commencé bëgg régler problème politique entre ñaari adversaire nga jël xale bu ndaw jigéen man du ma dugg ci procès mais dama naan médiatisation bi ñu ci def utilisation politique bi ñu ci def dara gënu ko indécente kooku jigéen la te dañuy jàppee jigéen finalement loo xamante ni si yow sexe faible la yow daal parce que politique voilà comme un objet
mais est-ce que nekkoon nag di def ay yaa ngi wax ni bëgg a def procès mais à la limite loolu lay xaw a nuru est-ce que jotul ñu xaar nag ba sa cappaandaw ga ñu mën ci tirer les conclusions yi nga xam ne moom nga bëgg def léegi concrètement. ñun loolu la ñu souhaité nañu xaar mais pourquoi ñu bëgg chaque débat assemblée sax bu ñu fa demee barki dem assemblée lan moo fa xew. effectivement député bu ñëw. des deux camps des deux camps. non mais xam nga. des deux camps xam nga sénégalais li mooy. côté du pouvoir comme du côté de l'opposition xamuñu ko tooñ ko fayu la ñu xam. xam nga mënoo ñëw assemblée. pouvoir am fa majorité. règlement assemblée nekk ci loxo pouvoir. yow nga ñëw nekk minorité di fauter le trouble mënul nekk foofu li fa am mooy li ma la wax léegi mafia kàcc bi dafa am doole lépp lii xew à la seconde da nga koy gis maanaam ñoom ñooy provoquer nit ñi mooy ci violence bi ma la doon wax léegi. bi ñu ñëwee amuñu argument. nee naa la loi bi man reetaan la ma def parce que da nga jógee ci semaine boo xam ne le Sénégal était terrorisé par les nervis de Macky Sall et ses ouailles ñu ñëw dans cette terreur là yeewooguñu. nga xëy naa ñu dañuy voter benn loi contre le terrorisme parce que opposition bi lii opposition bi laa mais loolu mooy ban xeetu loi gis nga droit ci réew bu demee ba dëng ba jubatul loi bu demee ba protéger tul ak yelleefu citoyen bi ça devient un danger. loolu mooy terrorisme bi njëkk. loi dafa war a juste. dafa war a garantir la justice. warul nekk loo xam ne dafay may nit muy mën a noot moroomu doomu aadamaam. te fii loi bi ñu fi gis loolu kese la loi boo xam ne day tax yow boo bëggee dem def sa tournée économique nga def ko. bu nit bëggee def métinam nga yónnee ko ay nervi ñu ñëw yàq nga jàpp ko ni ràpp ci kaso bi ni ko terroriste la. loolu moo dul yoon. fii nag nit ñi fer nañu ay nax xam nañu bu baax a baax li sooke loi bi ak liñ ci bëgg. mais ndax ñoom dañu jàpp ne ñu dañuy toog rek di seetaan ñu jàpp dëkk bi daal. def ko seen benn morceau boo xam ne morceau tayukaay la bu leen neexee ñu jël dagg fii may kii dagg fee may kii def du demee noonu. c'est important ñu avancer quoi parce que yaakaar naa ni. question d'actualité yi exactement bëggoon naa ko sax interpellé par rapport ak affaire LGBT. ñu gis ni conseil d'état français démb génn na li nga xam ni retiré na 3 pays. dont le Sénégal lu si mel ni Bénin Ghana ak Sénégal. par rapport ak ñi nga xam ni ñoom na contre LGBT nan nga dundee loolu. man ay ree la may def xam nga réew yi il faut ñu nangul doomu aadama yi seen ak seen yelleef. man awma jugement bu may porter ci LGBT wala beneen dëkk xam nga lan laa am jugement bu may def sama dëkk lan la ñu bëgg nit ñi ma jiite lan mooy seen ay valeurs. Sénégal bu ñu nee d'accord ñu ci LGBT mais pourquoi France dañu ko imposer France est-ce que dafa ñëw fajal ñu suñu abri provisoire yi defaral ñu ko. est-ce que France tey jii nii dugal boobu ñu dugal dafa tax tey jii nii ñi am problème lu ñu lekk wala lu ñu naan wala xëyu ndaw ñi mu ñëw régler ko. waaw mais yàgg nañ nag dépendre nag ci France. waaw mais ñoom ñoo gën a dépendre ci ñun de. loolu xam nañ ko ba tax situation bi. non xam nga France. on est dans la mondialisation sax. Voilà. parce que kenn mënatul demal lekk sa cëggalu guy. waaw va falloir que nag interconnexion bi di dox un peu partout. souveraineté dëkk yi nekk soxla si keneen. souveraineté état yi exactement war na mën a tax. exactement kenn du imposer sa morom benn dictature muy sur le plan juridique. muy sur le plan éthique muy sur le plan lu mu mënti doon. mais nag y a eu des conventions internationales même soo xoolee sax loi sur le terrorisme bi nga xam ne adopté nañ ko tout récemment à l'Assemblée. convention la boo xam ne Sénégal bi mu ko signé kenn xamul ban at la. et je pense que yooyu tamit il va falloir que tamit ñu ci tenir en considération. xam nga mooy li may wax léegi gis nga àddina nawlonte da cee baax. ñun suñu réew yi am na loo xam ne suñu ay priorité tey bu ñu nee convention internationale rek. yi fi nekk bëri na ñu war ko mën a ratifier mu amal njëriñ askan bi. ratifier wu ñu yooyu bëgg jël benn question def ci focus. mel ni tey jii nii LGBT bu ñu ko daganalul Sénégal rek nit ñi dañuy alku mais du suñu priorité. du suñu priorité askan bi nee nañu bëgguñu ko lillahi wa rasuli nañu may jàmm ci loolu. beneen bi mooy ñun amuñu complexe Occident ñoom ñoo am problème LGBT nañ ko gérer. ne serait-ce que suñu religion sax mayuñu loolu de toute façon. déggoo li ma la wax ñoom ñoo am problème ñun amuñu problème yooyu. muy religion ak muy moral ak muy culture ñun du ñu dëkk boo xam ne loolu daf ñu yitteel. exactement ñun bu ñuy xool convention internationale dañu xool li ñuy yitteel. ci Sénégal li ñu mën a jëmale kanam tey bu ñuy wax France man li may gis ci France mooy. fi France toll nan la Sénégal war a def ba romb ko. waaye nekkul ci France fi mu jaar ci li nga xam ni du yoon. moom ñu bëgg continuer rek France fi mu jaar fu baaxul bëri na bu ñu ko toppee ci musiba lañ jëm. exactement donc loolu nañ ci bàyyi xel. je pense que c'est important léegi war nañu mën a continuer nag. daal di ñëwaat nag ci beneen chapitre muy question directe yi daanaka junj na ko sax laal nañ ci question d'actualité yi muy Saint-Louis li ko yitteel mais fi ñuy bëgg njëkk a taxaw moom mooy question de l'emploi des jeunes. tout récemment gis nañu le ministre maire lancé fii benn GIE jàppali ndaw ñi bi nga xam ne gis nañu koom yi nga xam ne jot na ko ci defagum te nee na bëgg ci mu yam ci bëgg na mu yokk également
ñi ngi am yeneen mëbët yoo xam ne bëgg na ko def ngir nag ndaw dëkk bi surtout am xëy sur ce point yow lecture globale bi nga ci am. non lecture globale bi am mooy Mansour Faye ba xaw ma ñoo koy conseillé mais vraiment jot na moom mu xoolaat entourage am quoi déjà. GIE vocation du jox ay ndaw liggéey. GIE groupement d'intérêt économique la. Et puis c'est privé. Alors que nous sommes dans un domaine boo xam ne la mairie c'est presque moom mooy fonction publique locale. tey man dama bëgg bu ñuy wax ci dañuy am ay initiative mu nekk ay questions ay initiatives structurantes yoo xamante ni si. day transcender les personnes. tey GIE jàppale ndaw yi du lenn lu dul. benn terreau pour mën a financer ay potentiels électeurs pour recruter ay jeunes ñu ñëw biir APR la preuve ñi ko jiite. ay ndaw yi APR lañ ñi fay financer ay ndaw yi APR lañ man toog naa samay morom ñu bokk APR wan ma ay message ñu ko yónnante seen biir naan dem leen déposer lii dem leen déposer laa yeneen ndaw yi bokkuñu ci te yow boo déposer te doo ndaw APR doo ca jël deuxièmement mooy groupement intérêt économique moom mooy régler problème mu ndaw réew mi ñaata groupement d'intérêt économique ñoo fi nekk mais est-ce que mettre ko dans la lignée ak li nga xam ne lu mel na DER nu muy def au niveau national fii tamit au niveau local ñu am au moins loo xam ni ndaw yi danañ leen mën a accompagner à travers seen initiative DER du GIE xam nga DER du GIE effectivement voilà mais moom GIE la créé man nag li ma gëm mooy GIE maanaam man wala MD ak yow ñu dajaloo ni dañuy créer groupement d'intérêt économique dañuy jaay jën bu ñu jaayee lu ci ruus ñu séddoo loolu mooy GIE waaye du dajale GIE capter ay fonds dajale xaalis naan damay financer ay ndaw financement yoo xam ne kenn xamul lu mu tegu beneen bi mooy dañu war a ambitieux une fois de plus gis nga loolu ñun am nañ ci programme bu yaatu jàpp nañ ni collectivité locale yi mën nañu dimbali ndaw ñi ci seen xëy mais dafay fekk d'abord ñoom ñu impliqué wu ci structuration économique locale bi investir ci loolu ba pare gis nga ndaw mi bu ko jox liggéey jàngal ko ñuy liggéeyee ubbil ko ay opportunité gis nga Ndar man dëkk yi ma jaar yëpp yàlla def na li may nekk ndaw am na dëkk yu bëri yi ma jaar sur le plan professionnel di liggéey mais dëkk boo dem ñi la njëkk teeroon ay doomu Ndar lay doon damay dem ci banque commencé waxtaan ci ñu ne koo dëkk Ndar ma ne waaw mu ne pourtant man Ndar laa dëkk ma dem ci supérette ñu wax ma loolu ma dem ci hôpital ñu wax ma loolu dëkk boo dem rek boo fa wàccee boo dajee ñaari nit ñetteel ba Ndar kon bëgg nañu liggéey exactement mais problème bi mooy tey boo ñëwee Ndar boo xëyee lan moo fi am chaque jour dama koy wax ma ne Ndar ay kër rek moo fi am ay kër kese doo gis usine doo gis structure yoo xam ni secteur tertiaire bi la yu développé amul centre d'appel amul li nga xamante ni sax mooy suñu ay ressources naturelles yi ñu fi am muy géej gi ak dex gi ak suuf si amuñu lenn lu koy valoriser. Mais pourtant tout récemment pour ne pas faire de la publicité am na benn infrastructure bu ubbi boo xam ne jël na lu tolloog 100 jeunes ñu liggéey si moom ko inauguré tout récemment mais du ma wax dëgg pour ne pas faire de la publicité mais loolu waaw dañ koy rafetlu contribution la quand même dañ koy rafetlu xam nga ñun moom lu baax lu nekk ñu ngi koy rafetlu moom bu doon ñaari jeunes la jël sax ñaari jeunes yooyu baax am na solo mais man li ma gëmul te gëmuma ko dëgg-dëgg sérieusement te kenn mënu ma ko gëm mooy tappale yi ñu nekk ñu def ñun duñu ay juddoowuñu avant les indépendances jànguñu nos ancêtres les Gaulois ñun ay njaacaar lañ ci réew mi lañ jàngee fi lañ yaroo fi lañ màggee gars yi lu ñu xaw a xalaat rek ñun xaw nañ koo xam donc yi ñuy def noonu ay tappale la pour man mairie bi suñu bëggee régler problème de l'emploi des jeunes d'abord nañu xool dëkk bi d'abord nan la ñu fexe ba soppi xar kanamam yow dëkk boo xam ne marché bu baax sax amuloo ko sama benn xarit dafa ma keroog ni ma booy Auchan mi ngi tëj woo dina baax Saint-Louis parce que da nga daan ñëw Saint-Louis marché sax soo fa demee doo am dara man ko lii mais lii dafa metti ci xalaat bu ñu demee ba ñun ci réew mi yëpp li ñu naan non bu mu fi am ñun bu ñu ko amee dañ koy tiitaroo parce que amuñu dara mais y a problème loolu problème la marché bu baax amuloo ko yow secteur transport bi doxul fii dara doxul ba pare nga bëgg yooyu ba tey ay jéego la yoo xam ne mën nañ am espoir que plus tard jeunes yi dinañ am fu ñu jàpp gis nga li ma gëm te gëm ko mooy Ndar ki koy defar day bëgg Ndar xam Ndar ba pare di dund Ndar ci xolam gis nga yow miy dund Ndar di yeewoo Ndar ci la bokk maire yu bari pratiquement dañu am double casquette nekk ay ministre bu teyee ni di fi bu subaa ñi ah kon kay maire bi fi nekk kon Ndar war nañu mën a sant yàlla am nañu maire bi nu bëgg parce que mën naa ni sur les 7 jours de la semaine 4 jours yi yëpp fi la koy passé comme ni mu ko waxee et également bëgg Ndaram affirmé na ko fépp fu mu mënta jaar moom xanaa ministère am da ko indi Saint-Louis non à chaque fois daf koy wax nee na 4 jours sur les 7 jours Saint-Louis la koy passé bon 4 jours sur les 7 jours nga passé que Saint-Louis kenn gisu la xëy na peut-être ci ferme bi nekk Bango lay nekk ñun gisuñu ko de waa Ndar moom gisuñu ko 4 jours en plus présence ak présentiel bokkul maanaam nekk Ndar non MD nag man Moussa daf may mi ngi wax ni il n'est pas politique du opposition de pouvoir
mais non à la je suis limite politique. en plus de ça. sérieusement parce que li ñu def yitteel na ma. te aussi dama ciy am njàngat. objectif. sérieusement man monsieur le maire Mansour Faye. ku ko respecté la. parce que bu dul dara kilifa la ci man quoi. parce que mage na ma loo xam ne xëy na su ma matul waajur tamit sorewu ko. kon cër boobu dañ ko koy jox. di wax tamit ni amuñu problème ak personne. sérieusement ku am ci moom ñëwant lañ suñu sañoon mu réussir li muy def. mais nga reconnaître que nag seen nombreuses initiatives yi nga xam ne mi ngi koy jël ci dëkk bi. lépp lu mu jël xam nga les trains qui viennent à l'heure là ils doivent venir à l'heure maanaam bu ñu la falee jox la budget pour nga bale mbedd mi boo balee mbedd mi du ma la tàccu bërki dem bi gis naa ñu wane ay camions yu mu indi ma ne ko yow mais ñaata at ñu fal la ndar tilim boobu ba léegi ba ndar tey jàngoroom bi gën a metti mooy salté te moom la doon campagne bi mu fiy nekk ndar set wecc kon ndar setagul ba bërki dem la indi ay camions ma ne ko lii kenn waru la ci tàccu ba nga ko indi da nga waroon nëbbatu dugal ko naan ci suuf. pourquoi moment bi aussi war nañu poser question à quelques mois des élections. loolu kay yaa ci egg. waaw mais nag du doy ah. seen moom dafa war a nekk loo xam ne xam nga li métti mooy. de façon pérenne li métti mooy dafa nañ ko waa Pikine jamono la passé bi élection présidentielle yi jegsee gars yi dem Pikine tijji foofu benn espace. indi fa ay tuyaux ay affaire ni leen non dañuy defar assainissement Pikine. waa Pikine yëpp ndeysaan di yaakaar. et jusqu'à présent chantier yi mi ngi continuer ah. non man fa ñu tijji woon di fa def bagage yi. xabaar yi ma fa am parce que damaa naa ba foofu. bagage yi nekkatu fa ñun ma bu ñu élection yi passé la ñu ko fa jëlee yóbbu benn ñaareel ba quartier yi nga xam ni ñoo nekk biir Pikine muy ay Pikine Jokkul ay Pikine Ginnaaw Raay ay Pikine surtout ay Pikine tableau waalo. exactement dañuy ñëw tali karo yo fa nekkoon. ñu dajji ko ni dañuy defaraat tali mais jamono ji may wax ak yow. boo jëlee taxi mënul dugg. jamono ji may wax ak yow yooyu mi ngi leen di rey sibiru baa ngi leen di bëgg rey ndax ndox yaa ngi fa taa ñu ngi ci période nawet. ñu ngi ci période nawet. fan yee passé lu ñu def fekk benn quartier boo xam ne dajji nañu taleem ba pare. ñu dem ci beneen quartier ni dañuy dajji tali boobu ñëw tafal ko ñii. bu ko defee ñii ñëw xaar tenir leen loolu du fi amee. yéen fi ngeen dajji defaragu leen ko ngeen ñëw bëgg ñu dajji waatal muy tappale yoo xam ni man du politique. mais lu ñu teg suñu bët la. c'est-à-dire ñun loolu bu ko monsieur le maire defaroon dañ ko ciy sant dañ ko ciy gërëm parce que ay doomu Ndar ñoo fay yeewoo. keroog bi mu tawee taw bu jëkk ma yeewu gis ay image ci Ndar dama rus dama am gàcce parce que dama ni nan la ñu mën a nangoo ay doomu aadama di yeewoo Ndar ak Ndar ni ñu ko daan déggee rien que jàllale ndox kese mënuñu ko bu tawee rek ñu ngi seen àdduna bi malgré effort yu am solo yi nga xam tamit def nañ ko yooyu yëpp da nga koy jeter dans la poubelle également. dinaa ci ñëw léegi action V22 dañu tëgg suñu engagement ci action suñu slogan mooy def li war jëmale dëkk bi kanam Mansour Faye kenn werantewul li mi ngi def mais li muy def la kenn xamul lu mu doon xam nga jëf joo xam ne chaque jour da ngay commencer doo eggale chaque jour da ngay def loo xam ni amul benn cohérence ak li réew mi soxla maanaam jëf joo xamante ni si amul njëriñ dafa bëri mi ngi mel ni ki xëy suba ñëw classe di nelaw kooku ñëw na présent na mais amu ko njëriñ c'est-à-dire moom dafa ni Saint-Louisien yi bu nan ko muñal tuuti ñu bañ a yàkkamti parce que tamit diggante su may kooku solo noo jaar daf yar mu neen jaar am fa dëkk bi mi ngi en chantier ni nga ko waxee place Faidherbe bi gis nga ko gis nga tamit travaux yi nga xam ne enclenché na ko au niveau de Pikine ak yeneen quartiers yi nga xam ne ñu ngi nekk ci Ndar ne serait-ce que rek volet assainissement boobu ngay tudd ex-DG ONAS nee na Saint-Louis rek mine de rien 40 milliards dugg na fi ci wàllu assainissement gis nga Ndiolofène léegi amatul problème assainissement te incha allah Pikine bu travaux yi paree tamit la même chose lay mel ak yeneen ci Ndar yëpp Ndiolofène rek nga mën a limal ci boo xam ne tey mais il bi te Ndiolofène gis nga tamit travaux yi Langue de Barbarie la même chose sànc bala falaa jëm yooyu du projet maire yi yooyu Promoville ñoo ko defar xam nga waaw mais l'un dans l'autre c'est-à-dire Promoville non du partenaire c'est-à-dire que état Sénégal voilà dafa am loo xamante ne si compétence am la Promoville bu ñëwee Saint-Louis dëgg la man li ma dëgg am na ay villes yoo xam ne bénéficié wuñu ci Promoville waaw mais loolu laa lay wax léegi lan moo tax ñun buñ ci xasee ba bénéficié wu nañu jàpp ne Promoville la waaye buñ ne loolu dañ koy dugal ci bilan mairie bi waaw mais mënoo ci génne maire bi nag ah parce que maire bi tamit de par sa position xeex na liggéey na ba indi li nga xam ban position mais en tant que position ministre oui Sénégal ñaata ministre la am l'équipe am nañu ministre pourquoi moom am ko ñeneen ñi amuñu ko xam nga loolu moo doon argument waaw du ñu fal Mansour Faye dañ ne woon Mansour Faye kat comme goro président la dañu laal góom bi comme goro président la bu ñu ko falee lépp loo xamante ni si mën na jëriñ Ndar xëy na dina ko mën a xëcc ci déjà pour man mentalité boobu sax dafa moo war a am ci réew suñu yor ci goro président bàjjanu président li ñu xam mooy priorité bu ko tegee xool dëkk bu nekk lan mooy priorité am ak kan mooy priorité li ñu war def ñu def ko fa nee naa la tey bu fekkee da nga dem nekk goro président xëcc Promoville ba mu ñëw nga bëgg a def sa bilan en tant que maire day poser problème c'est la même chose moom moo ñu dal tamit ci lampe yii fond roche yi nga xam ni moom la ñuy wax poto lampe 1 million ñu dem bi ñu ñëwee ñu ni parce que Mansour Faye de goro président la Saint-Louis yëpp am na ci
mais bu fekkee foofu rek lañ ko teg mais kon fan la ñu jëm ñi amul goro président nu ñuy def wala léegi réew mi moom benn royaume la boo xam ne yow boo nekkul président nekkoo mbokku président rek yow amuloo fi droit loolu baaxul nañu am équité ci gestion bi nañu am éthique aussi bu ñu jiital ni diw xam na diw wala diw mbokk diw la rek que lu ñu neex ñu def pour man loolu moom mooy indi inégalité mooy indi tey ay dëkk di fippu naan ñoom gisuñu seen bopp ci réew mi mooy indi lu nekk Macky Sall bi ñu koy fal faluñu ko parce que am soxna bu dëkk Ndar dañu ko fal parce que dañu jàppoon ni profil la bu baax ci Sénégal tey ñun li ñu yéene suñu dëkk Ndar moom la ñu yéene Casamance moom la ñu yéene Thiès moom la ñu yéene Ourossogui moom la ñu yéene Kaolack ndax dëkk bu nekk dañ fay fanaan te bis bu ñu fa fanaanee bu ñu gisee lu ñu naqadi rek suñu xol day yëngatu parce que ñun ay Sénégalais lañu Ndar bëri nañu fi dëkk ñoo xam ne askanawuñ ci feneen lañu jóge am nañu dëkk Ndar ñoo xam ne tey yeneen dëkk kon équité territoriale dafa war a am tey promobile bu ñëwee waruñu ni kii sama goro la dañ koy yóbbul part de Lion bi waaw mais nag boo amee chance boo amee chance nag nga am quelqu'un koo xam ni de par sa position au niveau central mën nañ indil dara dëkk bi tamit là xam nga on peut qu'applaudir Ousmane Masseck Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm muy magum politique boo xam ne man daaw ma ko politique al jamono yi muy politique man j'étais dans autre chose mais ku gis nen ni nen a ngi dëgg fu mu taxaw dañ koy wax du woon goro président mais mag moom moo toog seedeel ma ko koo xam ne bokkuñu woon camp exactement Ousmane Masseck Ndiaye rek laa gis meeru Ndar koo xam ne bu masaan toog ci nguur gi masaan a génn dafa daan jaral xeex dóorante campagne wàllu Ndar indi leen jaar-jaaram Ndar yàgg na yàggul mais mën nañu teg suñu baaraam ni lii def na ko fi kon gërëm rek xam laaj ko loo xalaat ci bilan mairie bi doo laataa ñu ñëw ci bilan bi parce que yaakaar naa ni question politique yi même si que tu n'es pas politique intéressé na la trop beneen bi nga xam tamit yaa ngi wax léegi Ndar moom gisoo fi lu bare loo xam ne bi may wax ci wàllu xëyum ndaw yi nga ni loo mën a duut sa baaraam parce que pratiquement y a que les bâtiments yoo xam ne ñoo nekk au niveau de Saint-Louis mais quoi qu'il en soit tamit Saint-Louis tamit am na ay potentialité yoo xam ne il va falloir que ñu exploiter ko ngir ñu mën ci profiter wu même si que secteur tertiaire bi bëriwul lu ñu mën a teg sunu loxo mais nag am na yeneen volets yoo xam ne mën nañ fa laal surtout nag ci secteur primaire bi ndax Saint-Louis yaakaar naa ne boo nee napp gi xam na ni poids bi mu fi am boo nee tourisme bi la même chose ak yeneen secteurs yoo xam ne wax nañ ko mën a laal tey fan nga jàpp ni fa lañ war a nag mën a nag concentrer suñu force yëpp ngir que nag Saint-Louisien bi fi nekk mën a dund ci Saint-Louis. waaw xam nga lépp loo gis jamono day am ay opportunité yu présenté wu ñu koy saisir xam nga yaa ngi wax napp bi tey napp bi yaakaar naa ni bu ñu ko doon évaluer dellu na ginnaaw bu napp meloon Ndar melatu ko bu moo li daan dem maare ji ba ñëw marché day neex da ngay gis jën day bëri ñiy jaay dañuy mën a jaay parce que mool yi dañuy jënd mais léegi mool day maare ji weeru yàlla ñibbi si am sax lu mu fayee essence am ndax géej gi yàq nañ ko loolu kenn waxatu ko parce que bateau chinois yi nga xamante ni si ñoom dañuy mel ni rek benn ndaraan buy romb rek di tibb di dem amee wuñu jën bu ndaw ak bu mag ak leneen ak leneen autorisation jox na leen ko mais nag ak type d'espèce bi ñuy pêché xam nga type d'espèce bi ñuy pêché yow mënoo ma ko wax keneen mënu ma ko wax ndax ñun dañuy joxe autorisation ba pare toog ci kaw joor ji bu ñu xasee ba jox contrepartie li ñuy jox ñun si yoon nekkul ci ñoom la ñuy def ci biir géej gi te ñëpp xam nañu ni multinationales yi ñoom ñooy les plus gros délinquants dans ce domaine là Greenpeace bis bu nekk boo leen di suivre dañuy épinglé ci réew yi nga xam ne sax ñoom ñooñu ëpp toppatoo ci suñu wàllu géej waxuma la ak ñun suñu réew yi te dafa nekk loo xam ne jarul di wut xam-xam bu bëri pour xam ko ñun gis nañu suñu mool yi la ñuy indi amatuñu jën te ñoom wax nañu ne bateau yi ñoom ñoo tax mënuñu am jën bateau yi fi ñu leen di yemloo sax duñu fa yem man yónnee nañ ma fi laa dañu fa benn vidéo boo xam ne fi ñu yemloo bateau yi duñu fa yem bu dégg dañuy ñëw ba jege si ba dugg presque si dëkk yi napp génnaat dem am na considération yoo xam tamit dafay dugg parce que exploitation sunu géej yi bokk na ci et au-delà bateau multinational yooyu mais également tamit am na leneen loo xam ne tamit parce que dëkk yëpp soo gisee seen pêche développée dañuy observer ce qu'on appelle le repos biologique alors que fii une fois que ñu imposer leen ko mais duñ ko nangu waaw mais xam nga repos biologique boobu ngay wax man jàpp naa ni bokk na ci yoon yi nga xam ne ñi bëgg seen géej baax yëpp ñu koy def kon loolu du responsabilité mool bi kooku responsabilité état bi la loolu ñoo si jël mooy li nga la wax sànq am na loo xam ni boo koy jël intérêt ñëpp la exactement xam nga bu ñu defee repos biologique kenn du dem di nappi kon nappkat bi ñàkkul ndax moom bu ñu waatee fale fekk jën repos biologique loolu état moo jël responsabilité mu def li tax ñoom defuñu ko man xamuma ko mais beneen bi balaa ñuy attardé wu rek ci question yooyu way tey solution mën na am ndax Ndar
bu ñu xoolee bëri na ay nappkat man jàpp naa ni ak fi réew mi toll fi technologie toll fi xam-xam toll jaratul woon sax nit di dem di géej di fa fanaani yenn guddi yi nañu développer l'aquaculture nga xamante ni si nit ñi ni ñuy bayee ceeb di ko bayee dugub noonu la ñuy bayee jën tey am nañu waax yu yaatu am nañu dex gu yaatu dex goo xam ne mën naa ni àll la foofu yëpp ñun suñu programme loolu ci ñi ngi ciy liggéey maanaam tey bu ñu jëloon mairie bi dinañ fexe ba encourager stratégie yooyu noonu mu am école bu koy jàngale am mécanisme de financement yoo xam ne lu bokk ak ay GIE mais dafay nekk lu stable lu pérenne nga xam ne jeune bi day am parcours bu ñëwee di jàng si ba muy génn ba muy commencer liggéey banque ba di ko lebal ba muy mën a produire ba fay bay demal boppam dañ koy accompagner nga xam ne dina indiwaat ndar yenn espèce jën yi nga xam ne réer na fi amatu fi dina indiwaat ndar tamit ñi nga xam ne ci napp rek la ñu judd màgg ci yaru ci ñu mën a dund si continuer def seen activité ci lu méngoo ak jamono ndax tamit loolu jàpp naa ne opportunité la bu fi nekk am nañu ndox mu dul jeex am nañu géej gu yaatu loolu il suffit juste ñu utiliser technologie bi mu laaj pour que jën dootul jafe ndar dootoo jël gaal di dem da ngay toog dugal sa ay jën ni ngay yaree ganaar ni su ma defee 5 jours wala 20 jours wala 30 jours damay récolter jaay exactement soo récolté dugalaat yooyu mën nañ ci liggéey mën tamit si jën donc Moussa dañuy avancer parce que il faut nag ñu wax li tax nga ñëw fi bala ñuy ñëw si sa candidature au niveau de la mairie de Saint-Louis il faut ñu wax si sa action muy action 2022 est-ce que mën nga expliquer internet yi loolu lan moo ko tax waaw action 2022 ba nga nekk njiitu action 2022 waaw action 2022 fi mu juddoo mooy ay ndaw ak ay mag yu nekk ci langue politique yàggoon ci di liggéey gis ne wax ji dafa bëri gis ni tamit yóbbante galgal ubul làmb ñu ne li tax lii di am c'est parce que kenn deful lu ko fi jële kon action 2022 seen ambition lenn la mooy dañu woo ndaw ñi woo askan bi ci jëf réew mi li koy développé du ay wax du ay politique du ay xastante du ay nervi li koy développé mooy kenn ku nekk boo xëyee la nga war a nekk nga nekk c'est important nga jàppee sa bopp président jàppee sa bopp maire jàppee sa bopp député man li ma nar a toogee di ko critiquer Mansour Faye wala ma koy critiquer keneen je préfère temps boobu ma consacré ko ci def lu tax moom li muy def te baaxul ma mën ko fi jële c'est important wala ma mën a def leneen ci wet gi loo xam ni bu gaañee askan bi fii sax ñii dinañu am lu leen masawu fee kon action la ñu woote maanaam jëf d'abord jëf jooju nag dañ ko bëgg tënk tamit ci jëf ju sell jëf joo xam ne day tegu fi mu war a tegu def li war li askan bi di xaar ci yow bëgguñu tey njiit yoo xam ne da nga leen di fal ba pare ñu wëlbatiku jël loi yi jël infrastructure yi jël moyens yi nga xam ne moom la réew mi am di ko xeexaate askan bi jàpp nañu loolu jëf jooju baax maanaam def ko arme di ko wëlbatiwaat ci askan bi ñu bëgg ndaw ñi ñoom seen bopp li nga xamante ni si moom la ñu am ci wàllu xarañte ci wàllu xam-xam ñu may leen ñu ñëw contribuer parce que dëkk bi man ba ma nekkee ndaw di jàng nekk primaire ba léegi ñi daan politique ñoom laay gis ñuy politique tey su ma xoolee assemblée nationale je me dis que su ma yeewoon sama maam bi nga xam ne mi ngi ci biir suuf yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na ko yàlla woyof si ko mais su ma ko yeewoon bu yeewoon rek naan kii ka la Moustapha Niasse te moom dem na bu yàgg waaw mais moom wax na ni moom léegi mu jébbal lenge amatul choix il faut mu def ko te loolu léegi mu jégal lenge soxlawuñu loolu maanaam ñoom ba ñu waree dem dafa yàgg dama wax Moustapha Niasse nii rek maa ngi jégalu du moom moo ma intéressé mais symbolique bi tey réew mi bu ñu waxee politique rek même Saint-Louis tey candidature à la mairie boo gisee candidat yëpp boo xool sa doom bi nekk primaire nga ne ko kii kala dangay wax turam kii Baraya la kii
avec l'histoire. ñu wax nouvelle technologie. wax orientation yi nga xam ne moom méngoo ak jamono. foofu la ñu bëgg yóbbu suñu. jàpp nañ ni kat li fi am tey archaïsme mënu ko weesu. te nit ñi dañuy conservateur ci loo xamante ni si da lay gën a lor. da lay gën a diigal da lay gën a delloo ginnaaw. alors que modernisme opposé wul dara ak suñu tradition ak suñu culture li fi nekk mën nañ ko valoriser taxaw ci loolu pour mën a def loo xamante ni si ëllëg àdduna yëpp dañu koy. waaw mais gis nañu yow si candidat yi pratiquement yow yaa si gën a jeune. bu ma juumul moo si gën a gum jeune. parce que pour le moment, certainement parce que xëy na am nañu on espère avoir d'autres jeunes yoo xam daanu ñëw bugg si lang. maa ngi encouragé ñëpp nga yaa ñëw. si gën a jeune. waaw. est-ce que préparé wu nga psychologiquement par rapport ak tout ce qui se passe autour de ce point. waaw xam nga parce que ñun du lu yomb nag lu doon toll ni dëkk nga war ko jiite. nekk lu yomb. ñun jeunesse jàppe wuñ ko handicap dañ koy jàppe at. exactement. parce que jàpp nañ ni ñun yenn at bu ñu ko amee ñaan nañu yàlla dem defi leneen kat. tout à fait tout à fait. ñu xëccoo ay poste électif ay yooyu noonu parce que gis nga dundu doomu aadama. dañ koy partagé. organiser ko ba nga xam ne dafa am jamono lu mu laaj. jamonoy ndaw mooy jamono liggéey. jamonoy ndaw mooy jamono coono. ndaw tamit moom moo méngoo ak jamono. moo xam tey dëkk yi nekk ci àddina yëpp bu ñu ko xoolee. ba France bi ngeen cité léegi. président yi ko jiite ay ndaw lañu. ñun nag ñu nekk fi rek jël ñoo xam ne dañu am nostalgie wu colonisation. dañu am nostalgie wu administration coloniale. jox leen suñu dëkk ñu bëgg ko yore comme ay colon. mais loolu du sotti. tey ndaw ñi boo leen joxee réew wala nga jox leen ak dëkk dañuy changer paradigme dañuy changer rapport de force yi ak dëkk yooyu ñuy wax. am na tey leader politique yu nekk ci dëkk bu ñu waxee yow da ngay jàpp ne ñun ba ñuy wax France dana nekk seen ginnaaw nga gis ñoo xam ne bu ñuy wax dañuy jàppee France comme nawle wala États-Unis dañ koy jàppee comme nawle te foofu la ñu toll maanaam li ñu war a nawloonte mais ñun dañu am ay njiit yoo xam ne dañoo archaïque dañoo complexé ñooñu mënuñu développer dëkk ñooñu jàpp nañ ni développement mooy lampe bu leer rek mais Moussa parfois c'est vrai que discours la boo xam ne discours bu portant la parce que ça passe au niveau des jeunes surtout une fois que nga indi discours bu ni mel discours radical boobu dafay jàll mais est-ce que tamit du xaw a tamit jaawale réalité bi nekk ci biir ak li nekk ci biti parce que tamit une fois que nga nekk en dehors des fois mën nga am benn gis-gis bi am benn considération bi mais une fois arrivé au pouvoir nga xam ne nag la ma yaakaaroon ak li nekk c'est pas le cas. waaw xam nga sànq am na la wax yaay candidat bi gën a nekk ndaw ci candidat yi. gën nañu nekk ndaw ci âge xëy na. ak ci jëmm. mais ci wàllu expérience. ak ci wàllu fulla ak fayda. ak aussi ci wàllu gëstu. am xam-xamu nu ñuy gérer ay mbir. ñu ciy xale. yàlla def na xëy na suñu carrière li muy ndaw li muy tuuti. am na fu bëri fu ñu jaar yore ko aussi ay responsabilités yu gën a diis sax li ñuy wax ay maire yu nga xam ne mu nekk loo xam ne amuñu complexe am. gëm nañ ni. performance yi ñuy def sur le plan professionnel. ñëpp di ko rafetlu. gëm nañ ni percée yi ñuy def sur le plan social. muy nekk ay mbir yoo xam ne à chaque fois bu génnee. day nekk lu bees ñuy rafetlu ko. ñun statut avant-gardiste boobu la ñu bëgg indi comme politique. xamal leen ni nekk ndaw atu la. du handicap. effectivement. loolu la ñu gëm. mais nag terrain yi du benn. gis nga réalité du pouvoir boobu ngay wax. terrain politique bi ak terrain social bi wala terrain professionnel bi c'est pas pareil. MD politique ñun mën naa ni dañ cee fer ñu nekkee xale man damay fàttali bi may nekk Amadou Fara mooy seen di jàng ñu njëkk jël sama papa mooy rajo benn poste rajo bi dama nga écouté su ma daan xëy si doon jàng te RFI laay déglu boobu may egg su ma ñu gis moom laay déglu mu nekk loo xam ñun dañ ko màggaale maanaam dafa nekk lu ñu mës a yitteel bi ñu nekk tout tànk bu ndaw lu ñuy yore réew mi yitteele ndax ñu bëri danaa la mais diw ñun xamuñu ko woon mën leen da ngeen ko xam ci beneen domaine exactement mais nekkul woon suñu yittee di yuux ci ginnaaw politicien wala di daw ci ginnaaw politicien pour jëli fa poste parce que dañu gëmoon ne bu fekkee li ñuy wax gëm nañ ko dañu war a dem jàngi d'abord dañu war a am liggéey dañu war a goreel suñu bopp ci lépp luy tax ndaw di daw ci ginnaaw loo xam ne gëmu ko moo tax tey ba ñuy dugg ci politique
bëri na ay kilifa politique ñu wax kaay leen ñu liggéey kaay leen jox leen poste li ñuy wax mooy bu dee poste mën nañu def poste bu ñu ëppal njëriñ ñi ñuy liggéey waaye li ñu gëm mooy li ñu tënkoo ci ginnaaw politiciens yi fi nekk te ñun gëmatuñu leen li ñuy tënk ñun loolu arrangé comme ñun nag xajuñu ci poosu kenn xajuñu ci nafa kenn dañu ñu bàyyi ñu doxal suñu bopp idée yu ñu am gëm ko ñu waxtaan ci ak askan bi du ndaw ñi rek la ñuy waxal de suñu discours ça ne passe pas seulement chez les jeunes ça passe chez les vieux parce que mag ñi ñun li ñu leen di wax mooy yéen a ñu yar inculquer ñu ay valeurs ba ñu màgg valeurs yooyu noonu ngeen gërëm ko moom la ñu bëgg yoree réew mi ëllëg dañu bëgg li ngeen def ci ñun ñu mën ko wane ci dëkk bi moo tax ñun bi ñuy dugg ci politique li ñu njëkk demandé mooy am ndigalu suñu ay wayjur suñu ay sëriñ suñu ay kilifa ñoom ñëpp ñu déglu ñu ne ñu lan moo tax ngeen bëgg def politique ñu leen ñun kat lii ak lii moo tax ñu bëgg ci soobu kooku ci waxal bu paree danaan la am nga sama ndigal am nga sama ñaan ndax su ma amoon sa at yi nga am nii li nga wax nii ma xam ko loolu laay def c'est important kon politique ñun bu ñu ciy def sacerdoce la si ñun du pour opportunité du pour poste du pour dégg turu monsieur le maire wala monsieur le président déedéet dañu bëgg wan askan bi ne leen seen doom yi ngeen jëloon di leen fayal école publique ñuy jàng ngeen jël leen di leen protéger di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan seen doom yooyu màgg nañu tey te seen doom yooyu tey ñoom ñoo ñëw bëgg pomp seen ay rangooñ tey ñun li ñu bëgg mooy complexe bi Afrique am en face de l'Occident suñu réew yi suñu njiit yi am ko en face de ñeneen ñu wan leen ñun dañoo suñuy bët dafa wow Congo amuñu benn problème ñun bu ñu jaakaarloo rek ku mu mënti doon ci àddina li ñuy gis mooy doomu aadama kese dafa yor réew ñu yor réew mu yor dëkk ñu yor dëkk liggéey doomu moo leen yóbbu fa ñu nekk du ay buxaaba du ay lu ma xamul bu ñu liggéeyee dinañ fa egg waaye nag dañoo yar ci tappale yar ñu si ñàkk liggéey ba ñu jàpp ne ñun ku ciy liggéey sax boo nekkee ci service dañ naan la diw dafa xobe diw dafa lii dafa metti c'est important alors que loolu dafa war a jeex na lii mënul wéy mais nag MD wax na la léegi ni la terrain yi bokkul parce que glissement gaaw na d'autant plus que am nga ñoo xam ne loolu jiitu ci terrain politique bi surtout rawatina nag sa ay naataangoo ñi nga xam ne ñoom nga nar a joganteel pour les élections locales léegi nu bëggoon xam action 2022 bonne stratégie de communication lu nar a taxawal pour dérouler son programme pour les élections waaw stratégie globalement ça va tourner d'abord autour de la conscientisation des masses pour nit ñi xam lan mooy seen njëriñ d'abord ñu xam lan moo tax ñu war a fal nit waxuma mairie de mais collectivité locale conseil ba fay nekk dañu bëgg kii fal léegi xam lan moo tax ñu war ko fal dañu bëgg tamit ñu am équité ci distribution wu conseil yi nga xam ne ñoom ñooy siéger au niveau du conseil municipal moo tax am nañu stratégie bu ñuy tuddee un quartier un conseiller ñu bëgg quartier bu nekk conseil yi génn fa conseil mën fa génn bu ko defee mu am équité am équilibre ñun suñu liste noonu lañ ko bëgg tëggee d'accord bëgguñu ko tëgg rek ci kii am na nit wala diw am na mbooloo wala am na xaalis déedéet dañu bëgg ñiy sonnal askan bi am jotu askan bi ñu mën leen a may ñu am possibilité ñoom tamit ñu tànn ci seen dëkk yi koo xam ne wóolu nañ ko mu toogal leen mairie mooy li ma doon wax sànq ci député yi ma ne ki lay toogal ci conseil municipal wala assemblée nationale dafa war a nekk koo xam ne yaa koy tànn effectivement bu demee nekk profilage bi buy dem ne la lii kat laay voté ji lu ngeen ci xalaat lii kat la ñu voté tey lu ngeen ci xalaat mais pas ñoo xam ni dañ naan diw moo ma def conseil bugguñu loolu beneen bi mooy jàpp nañ ne politique dinañu def communication de masse comme ni ñu koy defee dinañu def communication digitale comme ni ñu koy defee ndax kenn dàquñu ko mën nañu ko te ñoo ngi ci waaye nag dinañu dem ci biir kër yi ndax ñun li ñu gëm mooy Ndar incha allah amul kër boo xamante ni si mi ngi fi te duñu fa teg suñu tànk incha allah visite de proximité porte à porte tànk ak tànk mbagg ak mbagg ba kër yi ci Ndar yëpp jeex fenn fu nekk dañ fa dugg wax leen suñu programme wax leen lan la ñu bëgg def bu ñu joxee dëkk bi wax leen tamit lan moo ci ñoom seen njëriñ moo tax ñu war ci jàpp loolu incha allah fas nañ ko yéene te liggéey bi tàmbali na sax xëy na dañ koy continuer rek incha allah te aussi nekkul loo xam ne léegi la tàmbali mën naa ni depuis 2018 bi ma la wax ni ci la ñu tàmbali engagé wu woon activement en politique ci la ñu tàmbali woon liggéey boobu mu nekk loo xam ne nag du sàggane dañuy xool ni diw nii lay doxale wala diw nee lay doxale ñun dañuy ñëw topp leen gis nga dinosaure politique yooyu ngay wax màggatum politique yooyu ngay wax ñoom dañu daan def rek la ñuy def duñ ci rax leneen xam nañ leen ay mallette d'argent élection jot jënd carte mobilisation Ndiaga Ndiaye ak mobilisation Uppuya yooyu fi am léegi léegi nag loolu jeex na Uppuya su ma ko waxee soo ko futee ay tooñ parce que loolu dafa métti mais li ñu bëgg mooy gis nga discours bi ñu daan wax naan ku leen jox lekk leen yéen a ko moom loolu sax dañ ko bëgg jëlee d'accord li ñuy wax mooy ku leen jox delloo leen ko parce que li leen jox moomu ko bu ngeen ko lekkee ay receleur ngeen gis nga ger maanaam corruption yow miy ger ak yow mi ñuy ger yëpp yéen a bokk même at kon ku nangu politicien jël junne jox la wala ñaari junne pour nga voteel ko nga ni dama koy jël
voteel ko ndax gor laa doo gor de dañ la ger sa carte kenn waru ko jël carte amul njëg boo nee dama koy jël te du ma ko voteel booboo yéesati parce que wor la kon ku leen jox ne leen ko téyel sa alal lii def ko ci dëkk bi junni boobu ñu lay jox xëy na bu ñu ko wàññee muy junni nit déjà ëpp na milliard boobu bu ñu ko defoon xëy na ci assainissement bi sa koñ dootul taawati waaye boo nangoo junni sa morom nangu junni yéen seddoo ngeen assainissement koñ bi am ndox mi du dem effectivement am volet tamit volet yaa ngi koy junj léegi mooy volet expérience bi c'est vrai que wax nga ko am nga ko ci yeneen station yi nga xam ne jot nga fa jaar yëpp sur le terrain social ak terrain professionnel bi mais est-ce que tamit c'est pas trop prématuré le fait que tamit nga dugg ci terrain politique bi ngi yóotu tamit station bi gën a mag au niveau mën naa ni au niveau communal en tant que l'édile de la ville est-ce que jarul woon tamit voilà nga xaar dugg ci benn liste nekk pour la première fois conseiller ba prochainement nag nga am tuuti loo jàng doo koy jootuwaat ñëw yóotu li nga xam ne mooy bopp maire bi. non li ñu waroon jàng jàpp naa ne li ñu waroon am ci xam-xam parce que gestion des collectivités de management kese la du leneen politique ni ñu koy waxee Sénégal tappale ñoom loolu ñu tuddee politique man gëwuma loolu dafa am benn góor gu ñu dajal jamono yële ñuy waxtaan. mu naan ñu non man xam nga ñun ay stratégie politique la ñu xam nangam sangam. dinañ la soxla comme da nga xam stratégie nga ñëw jàppale ñu góor gi fan la mujjee ak ñun salaamaaleykum maaleykum salaam mu dugal ay tappale mooy wax fii wax fee ñu woo ko ni ko waa mais góor gi yow waxoo ñu woon lii lu tax ngay def lii mu ne non xam nga politique stratégie la. ñu ne ko nañu bàyyi demal ñu dem parce que bu dee lii mooy stratégie politique. tappale li ngeen jàppee une politique loolu politique. politique science la dañ koy jàng l'école. xam-xam la boo xam ni dafa am ñu seen xam-xam. màcc ci wàllu woowu. mu nekk lu sell. loo xamante ni si képp ku koy def ci jaamu yàlla nga nekk. ñun politique boobu kenn gënuñu koo xam. parce que gëstu nañ ci li ñu war a gëstu. mu am nag ci côté bi ñoo xam ne dañuy mbubboo politique. te ay caay-caay rek la ñuy def. ak ay luxóor ak di noot ay askan. di ko jaaree ci ay élection ak ay yu ma xamul ay groupe bu ñu fexee ba jël nguur gi téye ko. di def loo xamante ni si banditisme kese la. loolu du politique. ndax bu fekkoon politique amoon na suñu dëkk yi depuis 1960 ba léegi. weesu nañu fii te tey jii man su may dem Dakar wala feneen ak feneen tali ba fi colon yi bàyyi woon laa jaaraat bu dul dañ ci defaat beneen couche ci kawam amul leneen am na fi tali yoo xam ne moom naka colon ba bàyyi woon bu dellu si waatoon léegi wax la moom année bi mu koy defar mesures yi ni la tali bi sax wàññeeku na parce que ëppoon na lii. xam nga loolu dafay ñaaw. te nag ñi fi nekk gêné wu leen dérangé wu leen maanaam ay nit lañ ñoo xam ne da nga naan ñi bëgguñu dara ñoom médiocrisme bii di am ci Ndar bii di am ci réew mi yëpp ñoom dañ ci nekk à l'aise tey man Ndar su ma fiy dox mi damay ruus amuñu lu dul da ngay am gan mu jógee feneen ñëw ni la non Ndar ni ma koy déggee ñëw ba Ndar bu egsee bu toogee sa saal yow da nga am problème kii suñu jógee génn léegi doxul fa laa koy yóbbu fan laa ko jëm amoo fu ko yóbbu li ñuy def si 4 minutes moo des si émission bi est-ce que amul ku nekk si ligne bi dafa mel ne dafa am ku nekk si ligne bi ah non voilà am beneen volet boo xam tamit ça me paraît très important muy aspect nag moyens yi parce que tamit ku ni politique ni xaalis déjà sax ñu bëre dañuy wax ni Moussa est-ce que am na lu mu fay caution sax bay wax ni day yóotu candidature candidat wu maire Saint-Louis. ce serait trop réducteur. allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. mais da dem na kon nga tontu si laaju MD bi. waaw bari ce serait trop réducteur. de limiter. la question de la participation. MD jëlal ko. allo. allo. waa sëriñ bi nu ngi lay dégg. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. maaleykum salaam. waaw maa ngi en direct ah. waaw yaa ngi en direct sur Nder Média TV. waaw man nag comme les gens ont l'habitude c'est la première fois may woote fii ay émission. waaw nga wax nga tur bi ma nekk ndaw ba léegi. waaw mais tey dama gis dama doon xool rek am ku ma yónnee benn lien mooy dugg ci di seetaan à travers Facebook. mais j'ai trouvé un débat très intéressant déjà yéen ñi nga xamante ne yéen a posé question yi. ñoom ñu ngi di jaajëfal bu baax a baax yéen waa Ndar. merci parce que c'est très rassurant. mais waa ji ngeen invité. waaw. il représente beaucoup d'espoir. nit koo xam ne man ku ko xam laa dinaa la tur bi nag mais moom dina xam tam ngay wax. ndax bu fekkee ne fulla ak fayda ak liggéey mooy tax nit di falu waa Ndar dañ ko falu ndax ci liggéeykat dëgg moo nekk li muy nekk ndaw yëpp man gis naa ko mu gérer ñoo xamante ni nekk nañ ay moromu fab mu jàngal ñoo xamante ni nekk nañ ay magam
man ma moom ñoo manqué waaye li ma jàng ci moom mosuma koy jàng ci kenn bi may dalee liggéey ba léegi yàlla rek moo tax may wax donc c'est quelqu'un de très juste ku jub la koo xamante ni bëgg na dëkkam te xam naa li tax mu engagé wu bëgg defal dëkkam moom moo ko tax a jóg donc loolu mooy ay quelques kàddu yi ma ñëwoon dama koy wax je suis très ému parce que man xamoon ni sax li mu ngi dem mais dama gis lien bi ma gis mu moom ma ne woon dinaa woote témoigné yi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jégal bu wér. merci beaucoup kon ñu remercier internet bi. exactement Moussa MD laaj na la léegi si wàllu xaalis parce que bu ñu nee campagne il faut ñu laajte lan moo nekk sa ginnaaw kan moo lay jàppale financièrement. moom kay la plupart sax nee na amul sax lu mu fayee caution wu li nga xam ne pour nekk candidat. ba ne amoo loo fayee caution bi lan ngay tontu si loolu. waaw MD merci damay jaajëfal internet bi jàll léegi ci kàddu yu rafet yi mu def ndax. dafa mel ne am na keneen ku dellusiwaat. bala ngay tontu lu jël allo. allo salaamaaleykum soxna si na nga def. maa ngi fi. tur bi. waa Oulimata. Oulimata waaw Moussa mi ngi lay déglu. waa allo. Moussa mi ngi lay déglu. allez-y maa ngi fi sant yàlla. Oulimata jàmm gën. d'accord Ouli allez-y directement. alors c'est juste que dama kontaan tey ci débat bi parce que étant Saint-Louisienne étant jeune ma gis ki ngeen invité mu nekk jeune nekk ku ambitieux ku mës a bëgg le développement de Saint-Louis ñu xam ko bu baax ku ambitieux ku am fulla ak fayda mu dëkk ci dëkk bi dund li nga xam ne ci tey doomi Ndar yi ñun ñëpp loolu la ñuy dund mu xam suñuy métit li ñu bëgg ci suñu dëkk ñu koy encouragé bu baax a baax instant yi sama xol dafa fees dafa tooy parce que dama ko xam ambition yi mu am Saint-Louis mu nekk nit ku baax nit ku am fulla nit ku am fayda nit ku am diine am islam am lu muy bëgg ak lu muy bañ ñu koy wax ñoo ngi ci ginnaawam ñu ngi koy dooleel bu soobee yàlla bu mu ci dara ndax ku mel ni kii la soxla un jeune intègre ku xam nekk suñu biir xam li ñuy dund les mots de la ville de Saint-Louis mais pas ku toog ci ginnaaw salon rek xamoo lu xew kii dafa xam li nekk ci dëkk bi dund ko ñu koy wax rek ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi koy jàppale may woo jeune Saint-Louis yëpp képp ku bëgg développement Saint-Louis nga jóg nga takk sa tubay takk sa sër nga jàppale ko nga xam ne incha allah bis buñ ko falee daanu di changement parce que bu soobee daal lépp luñ doon jooy. mën naa yaakaar ni. temps bi daf lu xaw a dab. allez-y. il paraît que 2 minutes moo tee nu jeexal. kon Moussa boo remercier peut-être ki woote léegi rek après nga enchaîner ak réponse bi. waaw dama koy remercier moom tamit ak ki jëkk wootee xam nga ndaw ñi man su may dégg ñuy wax sama yaram day daw parce que dama jaar boo xam ne lépp lu ndaw di dund tey mu dama ko xam parce que man donnuma politique judduwuma donn ay millions wala ma donn école bu baax wala ma donn oto wala dara man dama juddu ci condition yoo xam ne gor yëpp ci la ñu judd maanaam si poste. ma xoos bu baax donc dama xam ne ndaw ñu di dund dama daan daw dox yenn saa yi di jàngi oto romb ma ni waa mais kii ku ko tax a jël ma soo du daa am gars yi dina sax xool moo tax su may dox yore sama oto tey su ma rombee ndaw su may taxaw du ma ko tey parce que damay fàttali fu ma jaar te li ñu wax léegi ñu ne Moussa ndax am na lu mu fay caution ma ni ce serait très 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 réducteur de limiter vraiment cette question-là à la caution. campagne du caution kese. li ngay campagne moo gën a metti fuuf li ngay def caution. exactement. mais ñun dañoo jàpp ni suñu ambition suñu volonté. ci kaw suuf tàmbaliwul tey ba ñu juddoo sama benn xarit dañ koy wax ñu ngi nekk université Ma Ousmane bu waxee mu ne ma Moussa ñun bi ñu juddoo drap bi ñu sàngoo sax ñoo ko xëcc sàng suñu bopp ñun xaaruñu kenn ci dara te fi ñëpp di jaar. ba teg caution dinañ fa jaar ba teg caution ba def campagne ba def lu ñu war a def ndax ñun suñu liggéey lépp luñ ci am dërëm bu mu mënti doon yéene nañ ko noonu la ñu yàgg doxee balaa ñu doon dugg ci politique waxuma la ak tey ñun nag ñoo choisir dem en fonds propres parce que dañu gëm ne politique du
dem diw jox la diw colmaté ñëw doo am liberté doo wax li nga bëgg def waaye projet bi judduwul tey judduwul barki démb tëbuñu rek dugg ci xalaat nañ ko bu baax tëgg ko nas ko waajal suñu bopp ci lépp lu mu laaj ba balaa ñu ciy egsi incha allah ñi naan am na lu mu fay caution wala amul lu mu fay caution dañu xaar ba caution jot nguur gi ñoom ragal nañu ragal boo xamante ni si jàpp nañ ni lépp ci caution dañuy yéegal baar bi ba kenn du ko jot bu doon 100 milliards pare ngeen ko tegee ñu teg ko est-ce que action 2022 xalaat na bootu ci benn coalition wala dafa bëgg rek dem ak yoonu bopp. action 2022 benn coalition attanu ko loolu problème bi ñun dañu gisul ku mën a attan suñu tàngoor fu mu toll nii ku taxaw suñu kanam bu ñu boole ginnaaw da ngay ruub ñun li ñuy demee moom li ñuy ñaan yàlla kay mooy gars yi am compréhension rek. mais c'est-à-dire fermé wu leen pour nag ubbeeku pour keneen ku bëgg ñëw liggéeyandoo yéen liggéeyandoo yéen. ah non ñoo ngi woon ñëpp loolu moom c'est que loolu mooy li nga xamante ni si mooy suñu mot d'ordre tey ci liggéey bi. ñoo ngi woo képp kuy doomu Ndar ngay acteur politique ak boor boo mënti féete nag. ñun amuñu xaaj ak seen. li ñu wax mooy képp ku bëgg Ndar daal. bëgg Ndar bi dëgg ci yow mu ñor la. boo ñëwee incha allah action 2022 ragalul leen tamit mu nekk obstacle le fait que tamit nekkul appareil boo xam ne appareil politique bu mag a mag la bu nit ñi xam ne serait-ce que soo jëlee la masse jeune rek xëy na ñu nu war a xamee action 2022 des na d'autant plus que nag ngeen fekk fi nag ay formation politique yoo xam ni depuis Macky Sall ñu ngi fi est-ce que ragalul leen mu nekk nag benn contrainte par rapport ak li ngeen bëgg ci élection yi. Vous savez ces partis politiques dont vous parlez ces appareils-là n'existent que d'histoire parce que looloo fi amoon leneen pour mu am fi ñun ñoo ko fiy def ñooñu démarche bi ñu def. ba tollu fii ñun ci loolu la ñu nekk. beneen bi nag mooy action 2022 bu ko kenn jàppee mbootaay boo xam ne ay ndaw ñoo daje rek mer ngem ay mag yu nekk Ndar yoo xam ne kenn mësul décider dara te boole leen ci ñoo ngi ci biir. ci cité mouvement Fal Khalifa Ndar ñoo ngi ci biir. mouvement gëm sa bopp ñoo ngi ci biir mais nag ñooñu am dañu am seen ay candidat bopp de. non ñi ma lay wax ñëpp action 2022 man maay seen candidat képp koo xam ne ñun duñu candidat am nekkuloo ci biir action 2022. pas plus tard que la semaine dernière fii nga toog fii la Abba Mbaye toogoon. waaw ñëpp xam na ni candidat la. waaw te yaakaar naa ni quel que soit lu tax ci Khalifa Sall jàpp na ni fa lay moom lay àndal. waa gëm sa bopp également ñi ngi waajal certainement dans les jours à venir daanu présenter seen candidat ak ñeneen. est-ce que tamit le fait que nga tudd ñooñu bëgg leen capitaliser du nax sa bopp. président Fal Khalifa mu ngi nii taxaw mu ngi nii ànd ak ñun kon du tunga du teew ñu nataal kooku mu ngi nii taxaw moom mooy numéro 2 suñu liste mooy coordinateur adjoint wu action 2022 c'est-à-dire Khalifa Sall kooku c'est au niveau national mais au niveau local les responsables quand même ont la latitude de choisir ñoom fi ñu jàpp ni fa la intérêt dëkk bi nekk man weesu naa tey jii sax xëccoo ay responsable déedéet man li ma gëm mooy muy Abba Mbaye moomu ngay wax muy Mary Teuw Niane muy Bamba Dièye di Baraya muy Baraya ñoom ñëpp dañoo war a ñëw tey bootu ci ginnaaw action 22 pousse ko mu dem parce que bu fekkee jiital réew mi rek moom moo ñu ñor jiital dëkk bi rek moo ñu ñor intérêt dëkk bi la ñooñu ñëpp gis nañu tey candidat boo xamante ni si yaakaar am na ci moom mooy candidat idéal bi mooy candidat idéal bi parce que fi réew mi toll ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jaaraan nga fi wane nga sa ay limites te Dakar du saf ñaari yoon mais yan rapport nga am ak ñooñu nga lim ñooñu ñëpp am nañu ay rapport yu cordial jot nañu gisee ci premier tour bi maanaam bi élection yi jàllee jot nañu gisee ñoom ñëpp waxtaanoon ci local yi yaakaar naa ni boobu action 2022 judoogul woon li ñu waxante woon mooy nañu may ñu xalaat ñu ñëpp dinañu dal sal waxtaan te jàpp naa aussi ni dinañu amaat yeneen waxtaan bëgg nañu amaat ay ndaje ak ñoom pour xamal leen suñu programme xamal leen suñu projet te am nañu yaakaar ni ñooñu bëgg nañu dëkk bi parce que Abba mi ngi koy wax l'autre fois mi ni il va falloir que nag coalition bi bu forte ngeen mettre en place au niveau de l'opposition bu ngeen bëggee jëlee li fi nekk parce que tamit sinon li ñuy wax rek même cause yi moom mooy produire même effet yi parce que l'autre fois bi ñu demee élection yi soo gisee moom boo jëlee li Abba Mbaye amoon jëloon li Baraya amoon ak li ki nga xam ne mooy Cheikh Bamba Dièye amoon da doon nekk largement devant par rapport ak li nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar am na ko et dynamique bi ñu gis nii tamit avec mën naa ni pluralisme candidature yi nga xam ne mi ngi juddu jàpp na ni tamit même chose day favoriser waat rek ki nga xam ne moo fi nekk. xam nga leçon histoire boo ko jàngee. te mokkul histoire dala koy répété waatal. bërki dem lañ jógee élection présidentielle ñu ne nañ def large coalition autour de Idrissa Seck. man bokk naa ci ñi bokkoon ci coalition bi ci liggéey. bi ñu paree élection yi Idrissa Seck lan la ñu indil mburoog sow. oui mburoog sow la ñu indil. Baraya mi ngeen di wax tey dañuy jàpp ne ku bëgg Ndar la ku gëm Ndar la mais bi mu demee élection yële passé malgré li ñu ko jàppale yëpp fan la mujj
maanaam tey ñoom dafa jot ñoom ñu ñëw miser ci candidat boo xam ne ñoom li ñu doon rêvé boobu ba léegi kooku mën na ko réaliser. en réalité bu fekkee bëgg dëkk bi rek moo tax ñuy wax. man li ma gëm mooy du question de tour. on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. li fi jot a nekk atteindre na ay limitam na ko nangu xam nga dafa teel a nangu dafay wàññi duma. nañu teel a nangu ñun ñëpp bu ko defee ñu yombal changement bi ñu bëgg ci Ndar mu am bu dul loolu. xëccoo bi fi muy mujjewaat mooy duma am doo am. ñun nag gëmuñu loolu moo tax yoon bi ñu xàll dañu jàpp ne mooy yoon bi nga xamante ni si lépp li nga xamante ni si moo war a jubbanti Ndar teg ko ci yoon incha allah ñun ci loolu la ñuy dox te loolu nag ñu jàpp ne am nañu énergie bi ci war am nañu gëm-gëm bi am nañu njub gi am nañu fulla ji am nañu fayda ji te yàlla suturaal nañu suñu loxo taxawul ci benn manigance wala njuuj njaaj politique wala duggante ak génnante ci loo xamante kon daal amu leen benn crainte par rapport ak candidat yu bari yeeg yooyu quoi fi mu toll nii man gisuma candidat yu bari sax man daal kenn laa gis. ah mine de rien y a une dizaine yoo xam ne déclaré na non waaw ñooñu dama jàpp ne ay candidats classique lañu maanaam traditionnel. c'est normal à chaque fois bu échéance amee même ñoom bu ñu déclaré wul sax nit ñi dañ naan leen kaay leen déclaré. mais tey candidats yi nga xam ne ñoom ñoo gëm ni dañuy dem wuti. des potentiels candidats. voilà pour man potentiel candidat yi ci man la commencé. ak sama challenge mais Aba yéen a bokk à peu près génération parce que yéen ñëpp ay ñaar ñëpp ay jeunes ngeen. waaw Aba moom dañ koy. te Aba ëpp ko expérience également tamit. Aba dafa donn politique. moom. si famille am ñooñu ay famille politique lañ jógee ñooñu. politique dañ koy def parce que dañ ko war a def. yemul ak ki nga xam ne ñun dañoo jàng politique toog di ko saytu di ko xool suñu famille amul ko ciy politique. bi ñu demee ba war ko def lu diis la woon ci ñun pour ñu jël engagement boobu. tey dafa nekk ni nit ñi bokkuñu ay choix bokkuñu leen motiver. Aba ñun dañ koy ñaanal jàmm dañ koy féliciter. ci yoonam. mais honnêtement ñun yoon bi ñu jël. dafa ëpp doole ay. dem def politique pour def ko. dafa ëpp doole tey. parce que diw mooy sama maam wala diw mooy sama baay dafa ëpp doole tamit parce que maa ngi daan def politique dama koy def. dañ ne 2022 rendez-vous la boo xam ne. Sénégal àddina bi kenn waru ko raté. te ñun incha allah rendez-vous boobu lépp lu ñu war dañ ko ci def bu neexee yàlla. kon ñuy woo candidat yëpp ñi nga xamante ni si ay candidats traditionnels la. waaw sama dernier mot mooy remercier leen yéen ñaari MD yi. remercier seen techniciens yi nga xam ni booba léegi tooguñu. ñu ngi taxaw di toppatoo émission bi. remercier aussi ñi ma àndal ñëpp mooy leader politique yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir action 2022 ku lim da ngay juum. ñu jégal ma bañ a lim ñoom ñëpp xam nañ seen bopp. ku nekk maa ngi koy remercier. di tàllal loxo waa Ndar yëpp di leen wax ni seen doom juddoo ci dëkk bi yaroo fi màggee fi gëmul lu dul Ndar moo ñëw tey taxaw jaay lépp lu mu amoon jaay sama lal. jaay sama nelaw jaay sama nooflaay jaay lépp ngir ñëw jaayante ko taxawal Ndar incha allah ngir ñu jël mairie Saint-Louis pour changer xar kanamu Saint-Louis ba képp ku fi yeewooti mën a am fierté mën a am contenté mën a am mbégte ci dëkk boo xamante ni si dafay nekk référence ci àddina bi yëpp. loolu moom mooy li nga xamante ni si ni ñuy wax di wax nag ne pour loolu mën a am ñi ngi ñaan jeunes yëpp nañu dem bindu ji liste électorale yi tijji na nañ dem bindu ji. ñi nga xam ne seen lieu de vote nekk loolu Ndar aussi nañu ko changer rapidement. ñi nga xam ne amoon nañu carte d'identité te nekk ñu ne électeur nañu dem ñu modifier loolu ndax mbiri carte moo koy sottal. di woo nag responsable politique yi nekk Ndar yëpp nga xamante ni si bëgg nañu changement bëgg nañu teg Ndar ci loxo yu sell loxo yoo xam ne mën na ko yóbbu ca kanam di leen wax ni action 2022 mu ngi noonu di leen tàllal loxo yi ñëpp di leen woo ci liggéey bi jëf lañu woote jëf li war suñu def jëm ci kanam. merci beaucoup Moussa Diop action 2022 tey moo doon suñu gan damay bàyyi MD mu tàggoo le temps ma jox ko rek mu signé suñu livre d'or bi Moussa mu bàyyi MD mu tàggoo. jërëjëf MD moom it di koy jaajëfalaat bu baax a baax ndax j'ai l'habitude de le dire à chaque fois ñu am fii invité ma ni tey on était en face avec un bon client mais tey tamit mën naa ko waxaat parce que tey permettre nañ tamit Saint-Louisien ñu découvrir un jeune boo xam ni pratiquement depuis quelques jours ñu ngi gis ak tapage bi mu def tapage médiatique bi mu nekkoon benn viral ci toile bi mais ñu bëri sax ñu ngi ko doon qualifier le candidat virtuel ndax ñu bëri gëmuñu woon ni exactement ku existé la dañ jàppoon ne rek comme ni jeunes yu bëri di def mais je pense que tey ni ñu ko déggee nii xam nañ ni xale la am na ambition xam na fi mu bëgg jëm mais également engagement bi mi ngi fi nekk parce que c'est pas pour rien ñu ni action 2022 ni 20 priorités ak 22 engagements loolu nag nekk loo xam ne lu am solo nekk koo xam tamit vraiment dañ koy encourager parce que tamit il va falloir que bu fekkee ni bëgg nañu suñu dëkk yi ñu lekk mu am ay changements yu profond
au niveau mën naa ne si sphère administrative bi lu bëri coppeeku il faut que ñu am ay xale yoo xam ni am nañ expertise am nañ compétence mën a nag am engagement politique qu'il faut ngir mën a ñëw soppi yu bare te mi ngi ci dynamique boobu vraiment di koy wax ñi ngi ci ginnaaw di ko encourager bu baax a baax parce que tamit lii nekk na loo xam ne lu am solo di jaajëfal nag ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ñu doon suivre mais surtout ñi nga xam ne nag ñoo fidèle ci émission bi nga xam ne moom mooy direct du week-end en tout cas ça a été un grand plaisir ñu recevoir ki nga xam ne moom mooy Moussa Diop. waaw parce que il faut nous signaler que direct du week-end dafa am équipe. exactement équipe technique bi donc ñu ngi leen di remercier bu baax ami internet loolu moo doon tey suñu waxtaan ak Moussa Diop di coordonnateur action 2022 en même temps nekk candidat aux élections locales di gërëm toute l'équipe technique qui était autour sànq ba léegi ñu ngi jàpp ci émission bi di gërëm MD bu baax a baax di am plaisir comme à chaque fois chaque samedi di toog ak yow ci seen émission direct du week-end di leen jox rendez-vous dans 8 jours di remercier notre invité du jour maître Moussa Diop action 2022 merci d'avoir suivi on se donne rendez-vous dans 8 jours avec un autre invité excellent week-end à toutes et à tous.